mbokki ba jàmm ngeen yendoo ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci àdd bi ak télévision Futur Média j'espère que ndogu ngeen ci jàmm naafilu bi it bu ngeen noppee yéen a ngi ci waajtaayu xëdd waaye am nanu mbégte ñëwati fas yéene leen gunge fii ba fajar ci télévision Futur Média quartier général premier talk show fii ci Sénégal information lay doon ak divertissement loolee la ñu tuddee infotainment ñu tàmbaleeti ko fas yéene dem ak yéen ba ci kanam man ak ñi ma ciy àndal évidemment ay gan yu am solo yoo xamee ni dañoo méngoo ak jamono ji waaye méngoo itam ak seeni attente yéen ñi nga xam ne ni yéen a fidèle ci programme yu télévision Futur Média alors quartier général bi bu leen fàtte hashtag bi ci réseaux sociaux yu QG 2020 liñ ci toftal nag mooy daan corona fi mu tollu tembe ku ne xam ne ni Covid 19 coronavirus daanaka moo lëmbee àddina bi te lu fi ay di jàmbat ñu nit lu ëpp ci programme bi dañu ko jagleel sensibilisation information décryptage ak it li nga xam ne ni moo di divertissement de temps en temps ndax am na yoo xam ne ni mënut ñàkk ci période bi la nga xam ne ni ñu bëri dañu leen quarantaine ils se sentent certainement seuls c'est ce que je dis tout le temps autoconfinement bi it fii ci Sénégal bëccëg bi moom la ñu am guddi gi couvre-feu diggante 20h jàpp 6h du matin loolu itam wax ju yàqu la boo demee ci yeneen dëkk yi ñoom itam dañoo nekk ci confinement total ba tax génn bi itam dafay metti waaye heureusement ñun ñu ngi fii moo tax boobu ba tey ñu ngi leen di wax restez chez vous et nous on s'occupe du reste regardez par exemple écran bi lii mooy wane ni actuellement masque taaw bu góor la ndax àdduna bi yëpp dëkk boo dem fi mu tollu tembe ku takkul masque daanaka bokkuloo ak ni àddina di doxee li ko waral nag mooy mesure barrière yi nga xam ne ni ñoo ngi koy xelal àddina muy yokku cet gi gàttal tànk yi wàññi dem beeg dikk bi mais surtout di takk li nga xamante ni moo di masque yi nag dafa bëri façon waaye ak lu ci mënti am démb rek ci bi ñu dalalee ki nga xam ne ni moo di professeur Daouda Ndiaye ak yeneen boroomu xam-xam yi ñu ngi ñuy xamal ni moo xam bu chirurgical bi moo xam FFP1 wala FFP2 moo xam masque yi moo tuddee masque alternatif yëpp baax na bu ci nekk mën na protéger doomu aadama bi et fi mu tollu tembe baatu protection dafa am solo parce que ñun ñëpp dañoo war a protéger suñu bopp protéger ñu ñuy nekkal protéger suñuy famille puisque jàngoro bi dafa laal domaine yu bëri laal na aada laal cosaan laal na santé laal na sport laal na culture li mu laal nag ci wàllu koom moo gën a jaaxal doomu aadama yi te bëgguñu mu wéy rien ne sera plus comme avant loolee xaw na tiital ñu bëri est-ce que bu ñu jógee ci mbas mi lépp dina delluwaat ci normal on ne sait pas l'essentiel mooy fi ñu toll noonu góorgóorlu ba respecter consignes yi nga xam ne ni moo jógee kër docteur ñu ñuy wax ni bu ñu ko respecter dinañu éviter lawuk li nga xam ne ni moo di mbas mi et que actuellement tout le monde entier est masqué loolee itam lii koy illustrer mooy globe bi ak masque bi nga xam ne ni moom mooy image yu tay bi ñu baaxee leen ko ci ndorteeluk quartier général. li ñuy def rek mooy dem ak téléservice bi am na yoo xam ne ni mën na ñàkk lu ci mel ni taux de change beeg ñoom seen parce que dem beeg dikk bi daanaka amatul ci dëkk yu bëri waaye yi mënul ñàkk bokk na ci xibaaru jaww ji ëllëg dina tombé ak àllarba mën nañu leen baaxee li nga xam ne ni moo jëm ci température yi alors température yi d'abord suba daanaka dëkk yëpp a ngi nii ci Sénégal dëkk bu ci nekk ak minimum yi souvent mooy température yi nga xam ne ni moom la dëkk yi yeewoo par exemple Dakar capitale bu Sénégal dina yeewoo ak 20 degrés minimum Saint-Louis dina toll ci 20 degrés 24 degrés fi nga xam ne ni moo di Podor 29 degrés Matam Tambacounda 31 28 Kédougou Kolda 26 Ziguinchor 23 Kaolack 24 Diourbel 24 Linguère ak daanaka biir Sénégal yëpp ñoom seen thermomètre minimum bi suba gi dafay yooyoo diggante 23 jàpp 24 degré ba 26 ak dëkk bi nga xam ne ni moo di Kolda bu ñu demee nag ëllëg ba naaj bi gën génn daañu dem ci ay température yoo xam ne ni mën naa yéeg ba 41 jàpp 42 degré boori Matam lii ay température nawet la donc na ngeen moytu bu dee da ngeen di woor génn bi éviter leen ko donte warul leen génn ndax épidémie bi mais bañ génn it mën na leen a protéger ci tàngoor wu tar wi nga xam ne ni moom la météo prévoir suba daanaka ci après midi bi donc 42 Matam 41 fi nga xam ne ni moo di Tambacounda 42 Kédougou Kolda 42 38 Ziguinchor Kaolack plutôt 39 Kolda 42 Diourbel 39 Linguère 40 Dakar 25 degrés li tax muy am 25 xëy na dafa jege géej gi mook Ndar 32 degrés mooy maximum am ëllëg nar a tombé ak àllarba bu ñu demee ci géej gi mën nañu leen baaxee li nga xam ne ni moo jëm ci waxtu marée yi yëngu-yëngu ak tekkaaralu géej gi alors waxtu marée haute yaa ngi bu njëkk bi ci diggu bëccëg gi la ko météo prévoir exactement ëllëg bu 11h22 jotee waxtu marée haute bi ci topp
23h37 ci guddi gi la ko météo prévoir lu ko mooy marée basse yi bu njëkk bi fajar gi la 5h06 du matin bi ci topp daanu ko am bu ngoon gi jotee exactement 17h36 waxtu yi nga xam ne ni normalement moo gën baax pour suñu mbokk nappkat yi météo prévoir diggante 4h16 du matin jàpp 6h16 du matin ngoon gi it mën naa baax diggante 16h44 jàpp 18h44 pour suñu mbokk nappkat yi jant bi biddantiwul dina xëy suba exactement bu 6h48 du matin jotee fekk ñu salaatu ba noppi ngoon gi dina tëddi bu 19h26 jotee tombé ak ndogoog julli timis loolee itam mën ngeen cee bàyyi xel ñu ciy gërëm bu baax service national météo bu Sénégal am na itam leneen loo xamee ni bëgg nañu leen ko baaxee muy nattuk ngelaw li nga xamee ni moom la ñuy noyyi bi ñu amagum mooy bu Dakar loolee mu ngi jógee ministère de l'environnement ak suñu xarit Amina Doudou Thiam ci wàllu communication dafa am solo ñu leen koy baaxee pour bu dee am na pollution ngeen éviter génn bu bëri bi donc indice su qualité air bi nga xamante ni moom la ñuy noyyi tey ak suba ñu ngi ñuy xamal ni daanaka dafa moyen bu moyen bi mooy jaune bi bu demee ba rouge nag mooy ngelaw li ñuy nooyi fii Dakar amul qualité du tout mais actuellement ak tey ak suba daanaka qualité bi ci zone yu bëri dafa moyen maanaam taxul am qualité noonu ngelaw li nga xam ne ñoo ngi koy nooyi boori Médina Bel Air ak fi nga xamante ni moo di cathédrale ba HLM donc ce qui veut dire que ñi nekk ci gox yi fii ci Dakar diggante HLM Médina ak Bel Air ak cathédrale au delà de naaj bu tàng bi ngelaw li ngeen di nooyi itam taxu koo baax donc toog leen seeni kër bu ko defee ngeen mën a sàmm ñi nga xam ne ni souvent ñooy am ay traitement wu asthme wala yenn xeetu feebar yoo xam ne ni dafa méngoo ak li nga xam ne ni moom la ñuy nooyi mu jëm ci poumon yi sinon waa ministère de l'environnement ñu ngi ñuy xamal ni diggante Yoff ak Guédiawaye ñoom dafa verte te bu verte mooy wane ni ngelaw li ñuy nooyi am na qualité ci gox yooyu la donc lii la ñu amagum muy indice su qualité air bi ñuy nooyi diggante tey ak suba ñoo ngi ko jëlee ministère de l'environnement et du développement durable. leneen itam dinañ leen ko baaxee mais je vois pas ça normalement waxtu julli yi may joxe dafa am ay jamono ma koy joxe ci télé bi wàcc dégg Oustaz Alioune Sall am auditeur bu ko woo ne ko yaa Oustaz man de damay laajte waxtu julli yi nga xamante ni Pape Cheikh Diallo moo ngi koy joxe ci télé bi est-ce que waxtu yooyu dagan na Oustaz Alioune Sall ci xam-xam gi ne ko waxtu yooyu dagan na nga ci bàyyi xel. d'ailleurs Oustaz Alioune Sall tey mooy nekk ganuk quartier général bëri na ay laaj yoo xamante ni bëgg nañu mu tontu ci wàcc nañu ay questions yu am solo ci suñu digganteeg Oustaz Assane donc Oustaz Alioune Sall ci soppe gi mu doon ak cofeel gi nga xam ne ni sénégalais yi am nañu ko ci moom tey defal nañu honneur ñëwati ci quartier général bi doon gan gi donc loolee xam naa ca kanam lay doon en attendant ñu permettre Oustaz Pape Anne dem rejoindre plateau bi puisque dañoo toll ci joxe naafila yi ñu ngi toll nag ci defe naa ñeenteelu guddi wala jàpp juróom te naafila yi ay bonus la yu am solo yoo xam ne ni baax na pour jullit bi xam ko bu ko defee mu mën di ko def bu ko defee ay bonusam mën a yokk bu ñu demee ci naafila yi ba noppi très rapidement na gaaw ñu doog a ànd ak El Hadj Lamine Samba mi nga xamee ni ren ci saison bi defee ne en tant que Lamine Samba journaliste mais pas en tant que reporter xam nga Lamine daa bëri ay casquettes donc dinañu ànd ak Lamine Samba journaliste bi dans quelques minutes bu ko defee mu ñëwaat ak ñun ci yéenekaay yi nga xamee ni attiré na attention ndax yenn saa yi ak koor gee couvre-feu bi dañuy karmat ndax guddi gi ñu bëri dañuy am insomnie donc da ngay nelaw bëccëg bi yëpp doo xam li xew ci wàllu actualité donc Lamine qu'on va retrouver dans quelques minutes bu ko defee mu dem ak ñun ci yéenekaay yi nga xam ne ni ñoo attiré attention wam tey jii ci bis bi donc laataa ñuy dem ci naafila bi puisqu'on est en train de lui mettre son micro ma jéem a rey temps bi rek li may rey temps bi nag mooy bilan wu tey bi ci situation wu évolution wu feebar bi le di Covid-19 wala coronavirus alors actuellement ci bi ñu yeewoo ci suba gi waa ministère de la santé et de l'action sociale xamal nañ ñu ne am nañu lu toll ci 86 cas contact ak benn cas communautaire donc bi mbas mi tàmbaleeg léegi fii ci Sénégal ñu ngi toll ci 823 cas am nañu 296 yoo xamante ni wér nañu ak juróom-ñeenti nit yoo xamante ni ñoom ñoo faatu am nañu ñaari cas grave loolee itam daf ñoo tiital tey yàlla na sunu borom fëgg seen bopp ba nu féex ba nu mën a génn fi nga xamee ni moo di Sowétas parce que ñaari Sowétas moom ku fa dem sa cas dafay critique ba nga xamee ne ñëpp lay jaaxal mais am nañ ci ñaar ñoo xamee ni Sénégal yëpp ngi ñaan ñu mën a
weer donc bilan bi mu ngi toll ci 10,4% selon xayma bi nga xamee ni jëlee nañu ko ca fi nga xamee ni moo di ministère de la santé et de l'action sociale ñu wan leen itam leneen loo xamee ni mën na leen a soxal ci guddik weeru koor gi tey juróom-benneelu guddi gi wala juróomeelu guddi gi ci weeru koor gi donc lii mooy naafila bis bi oustaz Pape Hann ñu ngi lay nuyu di la ziar yaa oustaz jox la sa wàccuwaay am mbégte lool ci teewaay bi ci quartier général bu weesoo les 5 minutes de Pape Hann am na yu am solo yoo xamee ni da nga ñu koy baaxee guddi yi ci quartier général yaa oustaz ñu ngi lay ziar. jërëjëf El Hadj Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziara maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax ñaanal mboolem xalif généraux yi ne ci biir réew mi ñaanal leen ñu yàgg fi lool te wér ñaanal njiitu réew mi ak kilifay réew mi ñaanal borom kër gi président Youssou Ndour ak sunu directeur yëpp ak asatise yi nekk ci groupe Futurs Médias nuyu la ziyaara la ndokkeel la bu baax a baax ndokkeel sunu jigéen yi ñoom itam ñaanal leen yal na yàlla yokk leen dëgëral nuyu gan gu mag gi nu am tey muy Oustaz Alioune Sall nga xam ni borom xam-xam bu mag te rafet la ñaanal ko yàlla defal ko yiw ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Alaaji Pape maa ngi lay ndokkeel ci weeru tedd wi. maa ngi lay ziar sànq rek maa ngi lay seetaan ci Facebook bi. waaw wax nga dëgg def naa direct sànq. am na solo de. waaw am na solo comme conférence amul. waaw xam nga ñun bu ñu bëggaan sàkku xam-xam. waaw dañuy toltolaan di dem ci conférence yi. waaw ngeen du ñu wax ñuy poser ay questions. mais finalement internet bi am na fu mu baaxee nag. mi ngi noonu am na fu mu baaxee Alaaji Pape te jamono nag buy dox. da ngay dox ànd ak moom. da ngay dox ànd ak moom ci yiw. looloo waral Alaaji Pape sunu soppe yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi. nekk ci bitim réew ñoom itam xam nga jàng léegi. yàlla bis bu nekk rek mi ñuy defal ci teraangay Seydina Muhammad loo xam ne xamuñu nu mu toll. mën nga nekk fële kii nekk fii Alaaji Pape nga jàngal ko mu xam lu baree bari gën a xam diineem gën a xam cofeelam ci Seydina Muhammad gën a yokk moo waral Alaaji Pape ñuy def direct yooyu fan yi sax maa ngi koy def comme que chaque jour dama daan conférence bis bu ne ci koor gi léegi su ma ñëwee def émission bu ma noppaloo ba julli tàkkusaan rek daal di tàmbali nag bu ko defee guddi gi nga ñëw ak ñun man mayagoo ma jingal bi ba tey les 5 minutes de Pape Hann non j'adore ça may naa la ko waa Canada yaa ngi may woo sax wallaay ndeysaan nee nañu commencé naa am fans club ci ñi ma koy waxee noonu parce que dafa neex am naa ci ay fans club de sama xarit boobu sant Newman Alice ak ñeneen nee nañu créé nañu fans club uniquement ci loolu may wax ci jingle boobu ma nar a def noo ko defee les 5 minutes de Pape Hann mais Alaaji Pape def ko suba waaye dinaa ko def ko rek rajo bii ma jiite comme que rajo bi yaay directeur studio ba rajo bi yaay directeur maay seen directeur rajo bi yaay seen kilifa ñoom ñëpp ku ne ci studio bi nga ne ko may ma tuuti ma ñëw génnal waaw maa ngi lay ndokkeel bu baax a baax jàmm ñu ngi lay ziar ma fàttaliwaat mbokk yi naafila dégg naa ñu ne sunna la waaw waaye dafa baax Alaaji Pape maa ngi nuyu Oustaz Assane Seck waaw sunu rak sunu xarit di borom xam-xam bu mag a mag a mag ñaan yàlla defal ko jàmm ci darajay Seydina Muhammad mais bandi cerveau la de li ma ko xamal sa xarit la de aka bëri sa xarit en tout cas xamante ngeen daal xamante nañu kay sa xarit la di ko ñaanal moom itam yàlla yokk barkeel ko ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa mais sallam Alaaji Pape xam nga ñun jullit dafa am promotion bu nu yàlla defal boo xam ni xeetu Ibrahima amu ko xeetu Muuse amu ko xeetu Ibrahima amu ko ba xeetu Isa bërki démb amu ko ñun xeetu Seydina Muhammad la ko yàlla defal alayhi salaatu wasalaam Alaaji Pape nit war nay toog ba 2 heures du matin mu ni bërët julli ñaari rakkaa sant yàlla gërëmee ko waaye yow bala ngaa naafila am soxla am na koo xam ne balaa naafila wala balaa julli ñaari rakk ne maa ngi koy sante yàlla mooy dafa am soxla wala nu fal ko nga yëg nga ñàkk yëg yàlla dañ na ci yow yàlla da ngay wax ak moom ci bi dara xewagul bi nga amagul dara nga toog ba ñaari waxtu suuf sedd Alaaji Pape heure ñaan a ngoog suuf sedd nga jug yeesal sa njàpp jàkkaarloog borom bi subhanahu wa taala dafa am benn jigéen daf ma doon wax ni ma sama borom kër dafay xuloog man di ma tong na ma weer yu baree bari nee naa ko baal ma ak lànk na man ko xam nga nooy def da ngay bàyyi ba 2 heures du matin defal bruit neel bërit defal benn bruit ba mu xaw a yeewu duggal ci salle de bain bi yeesalal sa njàpp xoolal sa yére bu weex tàll sol ko te booy wax allahu akbar na ko dégg da koy tiital xoolal juróomi yoon la ko def jëkkër ji ne ko man maa la tooñ baal ma ak waaw
gis nga yàlla alaaj Pape am na heure boo xam ne boo ñaanee yàlla loo ko wax yàlla def ko moom borom bi subhanahu wa taala kon naafila alaaj Pape sunna la boo xam ni dafay yokk sa yiw kon kenn ku ci nekk ak lu mu xat-xat war nga koy def waaye boo ko deful it teewul nga am koor macha allah mu ngoog donc bu leen fàttee naafila tey mu ngoog ci écran bi dinañ leen ko baaxee ci page Facebook bu quartier général bu leen neexee téléchargé ko partagé ko seen bopp ñu ci gërëm bu baax Oustaz Pape Hann liñ ci toftal nag mooy dem studio 2 fekk fa El Hadj Lamine Samba bu ko defee mu ñëw ak ñun ci yéene kaay yi attiré attention am tey sànq maa ngi koy wax yenn saa yi couvre-feu beeg koor gi insomnie yi dafa bëri ba nga xamee ni am na ñuy xëy karmat ba duñu xam li xew ci dëkk bi donte bëccëg bi yëpp diggante RFM ak télévision Futur Média dinañ leen defal revue des titres ak revue de presse ak Mamadou Mohamed Ndiaye waaye fii ci télé bi it guddi gi dañuy dabu bu ko defee ngeen mën a xam ci talaata ji naka la yéene kaay yu xëyee El Hadj Lamine ñu ngi lay ziar ndokkeel la jox la sa wàccuwaay am mbégte lool fekk la fa nga ne ci guddi gi tey ci quartier général bi. jërëjëf Pape maa ngi lay nuyu maa ngi nuyu oustaz Pape Hann ak ñi nga toogal ci plateau boobu di studio 1 dem naa it studio 3 nuyu fa ñoom oustaz Alioune Sall mi nga xamante ni mooy sa gan tey di ganu Sénégal yëpp te Sénégal yëpp di ko bàyyi xel ñu ñëw nag Pape tey fas yéene comme ni ñu koy defee bés bu yàlla sàkk lenn li nga xamante ni nii rek moo gën a fës ci yéenekaay yi bopp yi nag la nu biral ko askan wi ndax daan naa dégg ñu ne waxaat du bari wax ñii ne leeral wax la ñii ne déedéet dañoo bëgg ñu dégg ñu kon ñi nga xam ni rëccoon na leen ñu jukkul leen ci res aslëf ci li nga xamante ni nii moo gën a fës ci bopp yéenekaay yi Pape Cheikh Diallo mu ngoog. ok ñu tàmbali ko ak journal comme ni ñu koy waxee rek li ñuy wax ni Pape xaw ma naka la ko wolof Njaay sax di waxee séddale ca kuddu yu njëkk ya ñu tàmbali ko l'observateur mi nga xamante ni nii dafa xëy tey ci xëtam mu njëkk fésal docteur Cheikh Sokhna moom nag xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu gëstu ci wàllu wér-gi-yaram mu ne li nga xamante ni nii moom la ñuy digal nguurug Sénégal ci ndimbalu docteur Raoul mi nga xamante ni nii yëkkati woon na fi mbiru chloroquine ne dina faj li nga xamante ni nii moom mooy feebar bii di mbas mi lëmbër réew mi ñu koy wax Covid 19 docteur Cheikh nag nee na bu leen nguur gi dégloo moom ak ndimbalu Raoul ñoom am na loo xamante ni dinañ ko def ndax danañ mën a képp koo xam ne yaa ngi fii ci biir réew mi ñu fexe ba dépister la ak cas communautaire yi nga xamante ni ñi ngi am ci réew mi loolu lañ l'observateur yéene kaay xamal waaye L'Obs yemu ca Pape L'Obs mi ngi dikk ak ñun ci benn soxna soo xamante ni nii dafa génn àdduna ñu ne li ko faat du dara lu dul coronavirus waaye doomam ji nga xam ni moom la ñuy wax Dame Xuma wax na ci biir journal bi di l'observateur Dame Xuma nee na moom wóoru ko ni yaayam Covid 19 moo ko faat waaye docteur bi tontu na ko ndax wax tontu Mamadou Dieng di jiite képp kuy docteur fële nga xamante ni moom mooy ci Diourbel nee na ñoom docteurs yi amuñu benn intérêt di téye nit koo xamante ni nii dara jotu la ñu lay téye ci biir hôpital nee na amuñu boobu intérêt koo xamante ni nii njort nañu ni am nga ko ñu xool ni am nga ko dañ lay téye ci l'hôpital yi mais koo xam ne dara jotu la duñ jël ku wéri du ko fa dugal loolu la docteur Dieng tontu waaye nag am na ci leneen loo xamante ni dikk nañ ci Pape muy li nga xamante yaa ngi ciy faral di wax bés bu yàlla sàkk muy xale yu ndaw ak njaboot yi nga xam ne dañ leen a confiné nag daa mitti daanaka moo kasoo yem waaye ñu confiné la nga toog sa biir kër bañ a wàll kenn moo gën ñu bàyyi la nga génn ci mbedd mi di wàll keneen loolu la ñu l'observateur yéene kaay dikkal L'Obs bu mu daanoo Le Quotidien yéene kaay dafa dikk ak ñun ci ab prêcheur ñoo xamante ni nii waaraatekat bi moom waar na réew mi li tax Le Quotidien yéene kaay ne waar na réew mi moom daal dox na ba wàllu ñu bari Louga la jóge dal Mbuur ak li ko wër dem ca Sédhiou ñu contrôler ko positif ne am na li nga xamante ni moom mooy doomu jàngoro ji kon loolu la waaraatekat bi def xam naa ni oustaz Aliou Sall dina ci joxe xalaatam bu ñu jógee foofu dañuy dikk ak ñun ci ba tey ci bu ñii di gàmm ña ca des di raas déem booy xool L'As Quotidien dafa dikk ak ñun ci prix yi nga xamante ni dañ ko homologué xam nga fi ñu toll nii nguur gi dañ ne dañoo soxla ceeb dañu soxla diwlin dañu soxla suukar dañu soxla caabu dañu soxla pat dañu soxla leneen ak leneen ak leneen am na ñoo xamante ni sax dañu yokk prix bi nguur gi nag dal na ci seen kaw ministre bi nee na képp koo xamante ni def nga ci naka su dul noonu daañu dal ci sa kaw loolu la ñu L'As Quotidien xëy fësal ci xëtam mu njëkk bu ñu dikkee it ci enquête
enquête dafa dikk ak ñun ci prise en charge Covid 19 ndax am na ñoo xamante ni nii ñoom dañoo jàpp ni dara jotu leen te ñu ngi leen téye ci bërëbu fajukaay yi situation bi nag garaaw lool. garaaw na garaaw goo xamante ni nag am na benn docteur boo xamante ni nii moom it wax na foofu Pape nee na ñoom xaw nañu def erreur tuuti ba xamante ni nii ku jot rek ñu hospitaliser la entrée la waaye professeur Seydi wax na stress bi nga xamante ni nii moo gën a garaaw fuuf li nga xamante ni nii moom mooy feebar bi bu ñu jógee foofu Pape dañuy dal nag ci wàllu tàggat yaram wax ci Kalilou Koulibaly mi nga xamante ni nii jamono ji moo gën a jar dege bu ñu nee Kalilou Koulibaly Paris waxaale na ko yeneen club waxaale nañ ko tey nag Newcastle moo taxaw pour fay ko salaire boo xam ni toll na ci téeméeri million ak juróom fukk ci weer wu yàlla sàkk loolu la ñu record yéene kaay xamal record yéene kaay it dikk na ak ñun ci aj gi nga xamante ne nii aj nañ ko ki nga xamante ne nii moom mooy tànjang ñu wax ci ki nga xamante ni nag tama tëb ëpp na koy buum jamono ji muy Alioune Sarr di président pour CNG Alioune Sarr président bu CNG jamono ji ñi ngi ko aldande ba kenn xamul noo koy tuddee noonu laa ko mën a waxee ndax nee nañu Yékini Bombardier Gris Bordeaux Boy Kayré ñoom ñëpp nee nañu na fi Alioune Sarr jóge ñu commencé ko ci Yaxya Diop Yékini nee na làmb ji dafa soxla xar kanam bu bees Bombardier nee na nguur gi dafa war a jël CNG dénk ko beneen nit bu dul Alioune Sarr Gris Bordeaux ne jot nañu tas lii di CNG wala Alioune Sarr jóge fi ci nii wala ca naa Boy Kayré moom it ne Alioune Sarr boo demee ndap kenn du ko ñett na fi jóge waaye Alioune Sarr tontu na leen ci biir yéenekaay bi benn baat la leen tontu man damaa am mission te mission boobu dama koy eggale ma eggali jeexal ci yéenekaay yi ak lu doy waar li amoon jamono ji yëpp muy mbiru Diop Iseg ak xale bi nga xamante ni moom la ñu ne woon moom moo ko def naka su dul noonu nee nañu arrangement à l'amiable am na ca ndax njabootu xale bu jigéen bi ak Diop Iseg waxtaan nañu ba juboo nañu ba retiré nañu seen plainte balaa may retiré sama kàddu di leen ko dénk ba suba ñu wax ci li nga xamante ne nii xale yu jigéen yi moom la ñu jël léegi wujje nee nañu wujje boo koy wax sa ñaari tuñ yi du ñu laalante Oustaz Alioune déglu ñaari wujj yi dañ doon xuloo ci wax joo xamante ni nii wax ju tekkiwul dara la kenn ki jël lañ sete wujj wi ba lex waa ngi nii ci boppu yéenekaay l'Observateur may laaj ndax wujje jar na lii comme nag dañuy wax ni ku ràcc jëmale sa kanam mu dëll wujje yépp bu ñu meloon ni sama ñaar ya nekk ca kër ga jàmm doo ngay am bapp la jéeri ak si saa waande wujje jarul lii waaye Pape Cheikh El Hadj am déet jërëjëf Pape An tey nag dama lay wax ne la boo buggee lii da ngay dem ci Mame Diarra Fashion HLM Las Palmas ñoom ñooy jaay tissu bi ñooy ñaw wi 77 510 08 09 77 510 08 09 à demain Pape jërëjëf El Hadj Lamine Samba ñu ngi lay gërëm bu baax borom ñaari galooy bàyyi Serigne Fallou gërëm la ci yéenekaay yeeg noonu nga ko xóotalee ci guddi gi ci télévision Futur Média ñu ngi lay gërëm bu baax li ñuy def nag mooy defe naa tàmbali yaa oustaz xanaa fàttaliwaat mbokk yi rek malheureusement ren ñu bëree ngi doon wàcc umra waaye mënul ne ndax mbas mi aj màkk gi it ñoo ngi ko doon wàcc ci bërëb bu sell ba waaye dañu koo ajandi en attendant parce que xamaguñu fan la wànnent di mujjee ci di mujjee ki gëtam loolee daañ ci ñëw waaye image yi gën daw yaram mooy image yi ñuy gis fan yi ci bërëbu jullikaay yu bëri danoo gis ni ñu bëri ci personnelu jumaa yeeg jàkk yi ñu ngi julli sax waaye danoo respecté mesure barrières yi muy dandante loolee doon lu xaw a daw yaram yaa oustaz daw na yaram alaaj Pape l'islam bi moom xam nga da ngay gis ni la yàlla waxoon sayyidina Muhammad ni ko sallallahu alayhi wa sallam ni ko di nga gis mbooloo akuk mbooloo fàqe ko wutal si la waaw iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-naasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan waaw afwaajan bu ko defee nag fa sabbih bi hamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kaana tawwaaba boobu yàlla yërnu na xolu sayyidina Muhammad boobu rasul jaaxle na ndax màkk gi nu ko génne moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam mu dem Médine waaw yàlla ni ko nag di nga gis mbooloo akuk mbooloo dëgmal si la waaw umra bu daan jot alaaj Pape ngay xool kaaba gi li koy tawaaf ci doomu aadama kenn du xam ne mu toll wallaahi waaw xataay boobu alaaj Pape waaw aj màkk ren bi nga demee xam nga bi ngay def sa tawaaf ifaada ak ba ngay naafila ji par guddi ci kaaba ga la fay nekk ci doomu aadama alaaj Pape
kenn xamul nu mu toll. ci saa yoo demee ni da ngay teel a dem ndax doo fa fekk nit waaye heure boo demee fees na. alaay fab heure boo demee bu tàngee jir nga nit ñaa ngay noppalu boo demee fekk mu fees dell boo nee xaaral ma ne la benn waxtu jug dem balaa fajar balaa nit ña ñëw boo ñëwee fekk mu fees dell heure boo ñëwee fekk mu fees waaye itam alaaj pap yàlla moom lu mu namu daa war waaw te lu mu yeggale daa jot waaw ñu ni bu sa bëgg-bëgg teewee bëgg-bëgg yàlla teew da ngay bàyyi sa bëgg-bëgg topp bëgg-bëgg yàlla xam ni bu dul woon bëgg-bëgg yàlla doo fi nekk bay ami bëgg-bëgg mais moom tax mu def ségrégation ne yonent bi mooy xaritam mooy gën gi mbindeef man maa ngi fi yaa ngi fi keneen ak keneen mu ngi fi mais mu ne waa ji daal damay ségré mooy gën gi mbindeef lu tax mais alaaj pap yow kenn rek nga bëgg mu gën la mooy sa doom wallaahi bëggoo keneen ku la gën déedéet sa doom moom bëgg nga mu gën la dëgg la yàlla jurul kenn nag mais dama lay wax yàlla xam nga yàlla jurul kenn alaaj pap koo photo wool tey président de la république bu ngeen bokkoon photo wala xalif généraux yi ngeen bokk photo bala nga leen a xool yow ngay xool ba noppi dëgg la sa bopp ngay xool ba noppi photo wul ak man nga wax dëgg la de bala nga maa man nga yow da ngay xool sa bopp ba pare daa di bég ci sa bopp nag daa di kontaan ci yow te damaa mën a wane wu ku waaw mi ngi noonu daa di kontaan ci sa bopp su ma toilettoo ba pare ni ku ma taxawal damay njëkk xool sa alaaj pap da ngay bég ci yow da ngay kontaan ci yow xoola yàlla xoola dafa coppati ci leeram bind leerug Seydina Muhammad ci leeram la coppati bind leerug rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaye looy dégg ak looy xalaat muy aljanna di asamaan di suuf di nit di jinne di malaayika yàlla nga ko bind ci leerug Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la sama Seydil Haaji Malik wax ni wa innahu iz arada allahu nashatana Bakary dara abaana min nuurihi nuura nabil alamin mu ni wa innahu lii mbir tey mbir is arada ba namee allahu yàlla lan si mu ni nashatana sos sunu amal sunu abaana la faccalee abaana la tibbee min nuurihi ci leeram nga moom yàlla nuuran nabi leeru kunu soloo ko te mooy Seydina Muhammad al alami ka di aji xam ji ay maamam te mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon alaaj Pape jàppal ni yàlla moo dind ci leeram bind leeru Seydina Muhammad moom la Seydina Muhammad waxoon Seydina Omar ni ko ana allazi xalaqa allahu taala al arsha min nuuri wal kursiya min nuuri wal lawha min nuuri wal xalama min nuuri wa nuur absaara min nuuri wa nuur al aqli allazi fi ruusi al xalqi min nuuri ni ko wala faqa waaw nee nañu Oustaz Papa na ngi wax ay aaya man mooy indi ngéwél naan Bakary rek dara maan waaye ci damay siira waaw da ngay siira lii mooy siira siir mais Bakary rek dara maan aram loo kumba caam bañ penda pate penda bëgguma penda xaar yàlla bopp coor après nga dugg ci li Sidi Asmalik wax billaay jàmbaar kenn moom dagan na li ma def dagan na alaaj Pape kon alaaj Pape nga xam ne looy dégg ak looy xalaat yàlla nga ko bind ci leeru rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xoola yorantu yi Moussa jël premier yàlla bind mindee fi doomu aadama yi ci ko ñoo ko ci gën a doomu aadama yi yorantu bi xaw ma na dégg nga mam de dégg naa la de doomu aadama yorantu bi 124 000 lañu mu dugal leen examen 313 jël premier ñoom la yónni yàlla dugal leen 25 jël premier ñoo nekk ci alquran yàlla dugal leen 5 prophètes jël premier mooy ulu azmi mooy yun ci yàlla noox yun ci yàlla ibrahima yun ci yàlla muusee yun ci yàlla isa sayyidina muhammad yàlla dugal ñeenti yi 4 but dugal juróomi ñeenti bouton yi fay macha allah benn bi tàkk mooy sa waaji wallaahi bàyyi Fatima ak Umu Kulsum Roqeek Zeynabu waaw ba pare moom li muy doon préféré yàlla yëpp lépp lu doomu aadama di jàmbat dal na ko xeex nanu ko waaw xas nanu ko waaw saaga nanu ko waaw teel na ñàkk ay waajur waaw ñu ni ñuy jàmbat ci àddina yëpp moom yonent bi da ko teel a dund yàlla da ko teel dund xam nga 2 ans nga am ñaari weer ci sa biiru yaay sa baay dee nga màgg yaay am sa papa dee na kañ yaay bi ma la ëmbee ba nga am 2 mois caravane bi départ jëm Cham Abdoulaye dafa ñëw ci Amina ne ko maa ngay dem mu ne ko Abdoulaye toogal mu ne ko dama bëgg a dem su ma ñëwee mëbal la sa néeg bi Amina ni ko xëy jàkkaarloog sa jëmm ji mu ma gënal mëbal mu ne ko dama bëgg ba ma ñëwee jëndal la soie jëndal la or boobu arab boo solee soie nga takk or dañ lay fonk Amina ni ko sa bëñ yii sa kanam gii moo ma dàqal or moo ma dàqal soie mu ni ko jigéen dañ koy teral boobu Amina mi ngi am 1 mois njool Makka ngi am 1 mois ci biiru yaayam macha allah Abdoulaye départ dem Cham jaay na ba jaral wàññeekuwaat di ñibbi si jaar Médine feebaru sukuraat biir buy méttee ko daaneel feebaru sukuraat dab ko ca kaw giléem nga Abdoulaye génnaat dina wala nga naan Abdoulaye ma ca giléem nga ci la Abdul Mutalib yónni Xaaris waa Màkka ñëw ne ko Abdoulaye daa feebar mu ne ko demal nga jëli ko bi mu ñëwee fekk Abdoulaye génn àddina boobu mi ngi ëmb Sidina Muhammad ba am 2 mois mais laaj Pape njool Màkka dudd Alimatu Saada yor na ko 2 ans 2 mois xotti nañ dënd ba Saadiya tiit na indil na ko Amina ni ko delloo ko kéemtaan boo gis naa bu ko raw mu am ci moom 4 at mu indil ko ndeyam Amina ni ko gërëm Alimatu Saadiya dund ak Seydina Muhammad 2 ans yàlla rey yaayam moom la woykat bi ne Alimatu Saadiya nampal nabi koy doog a comprendre mais 6 ans la am ba yaayam gi àddina mu am juróom-ñetti at maamam dee kon naqar bu nit mën a am Seydina Muhammad dal na ko mais alaaj Pape ni taaw bu jigéen neexee ni doom neexee Roqee la taawloo Roqee mu may ko Ousmane mu ama moom benn doom bu góor bu ñuy wax Abdullahi Roqee dee
sët sa maam aram ka yal na ko yàlla yokku yërëm moo ma daan wax ne ma sët ni maam ni muy bëggee sët du ko sax bëggee doom ji mu jur déedéet Abdoulaye am 6 ans tëdd yi nelaw seq ñëw cof ñaari bët ya néewi Abdoulaye dee wa diiku yuru xaru min aynay Abdullahi xatmaata min warabi la sama Seydi El Hadji Malick wax xam nga ma bàyyiwul dara Abdoulaye dee njool màkk am lu ko naqari Zeynab dee Umu Kulsum dee Abdoulaye dee Xaasim dee mu dese ko ñaari doom kon naqar bu nit mën a am Seydina Muhammad am na ko wallaahi waaye mais sa soppe nag yàlla xaritam lay teg nattu ra Cheikhul Xadim ne ko huwa nabiyu wa rasulu wa dalilu wa limaamu wal habibu su bàyyi Sëriñ Saliou bàyyi Sëriñ Fàllu Mbàkke sa waaji nee na mu ni Seydina Muhammad mooy ku nu solo wa nabiyu Mustafa nee na mooy ndawala wa rasulu wal xalilu nee na mooy xaritu yàlla waaye wowul habibu waaw waaye wowul habibu Sëriñ Bamba nee na mooy soppe yàlla xam nga sa xarit da ngeen xuloo léegi xeex léegi sangu àndaat waaye Adja Mado sa soppe lu mu def neex na la xam nga lu xew sa soppe lu mu def neex na la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy xaritu yàlla kon naqar bu nit mën a am coono bu nit mën a am ki ko gën a dund ñëpp mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam say mbokk embargo la 2 ans ñu ne 3 ans ne ko ku mu romb bu ko nuyu dëkk bu mu jaar bu ko kenn faale lu muy jaay bu kenn jënd kër gu mu dugg di ñaan jabar bul ko may naqar boobu la Xadijatu di naqar lu ba dee amay ni bal xii la jiimun 2 ans sama am ni wala 3 ans yonent bi ñu embargo ko Makkatal Mukarram te ay mbokkam la waaye mu muñ ko ëpp fit ñëpp gën a yiw ñëpp gën a tedd ñëpp gën a sell ñëpp gën a baax ñëpp gor ñi moo leen gën di gor rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tey bëgg naa leen wan ni moo njëkk a woote confinement puisque ay baat la yoo xam ne ni ñoo ngi koy dégg xaw ci jaaxle moom lu fi xew rek fekk na mu dund ko à l'époque borom xam-xam yee ñu ko xamal parmi borom xam-xam yooyu nag oustaz Pape Hann yaa ngi koy wax sànq dañ ci ràññee oustaz Alioune Sall ma bëggoon koo nuyu d'abord laataa ñuy tàmbali waxtaan bi Mado ngi fi Méri Beye ngi fi ak ki nga xam ne ni moo di Marie-Louise Cissé Mami Diop Linguère ngay wàcc ginnaaw moom it dafa bëgg ñaax te sensibiliser moo ngi koy def ci réseaux sociaux yi waaye kenn ku ne ci sorol defe naa sa taxawaay dafa doon rek sensibilisation oustaz Assane Seck itam pare na pour cheikh waxtaan wi ak ki nga xam ne ni moo di oustaz Alioune Sall yaa oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar daanaka dañoo dem ba sa teewaay ci quartier général bi doon aada ndax sénégalais yee koy laaj tey nga defal ñu honneur ginnaaw bi nga jógee rajo ba ñëw fas yéene doon ganuk sénégalais yi ci guddi gi yi ñu bëgg nga leeralal ñu ko bëri na waaye dañuy bàyyi nga nuyoog sénégalais yi nga xamee ni ñoo lay xaar depuis que ñu dégg ni tey yaay doon seen gan ci quartier général yaa oustaz ñu ngi lay ziar. bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay yow sax wala maa ngi lay nuyuwaat. waaw. ñëwoon naa fi daaw jéeg. waaw. yàlla baax na ba nu dellusiwaat fi. macha allah. kon maa ngi lay nuyu. daaw nag amoo woon benn jot. di nuyu Imaam Assane. macha allah ak ñi nga seqal studio boobu bi ci diggante beeg bii nu toog. macha allah. di jox cër ak nuyu sunu mbokk moomu toog sebe muy Pape Hann. di ko ñaanal tawfiix. amiin. ak sunu parent d'élève bi nga xam ne bu vacances jotee doom yi te noonu la koy indi. macha allah. di bëgg lool ci jataay bi. di ñaan borom bi su gàtteeg su guddee. yal na am njëriñ lool. allahumma amiin. ci ñi koy seetaan ak ñi koy def ak ñun ñi koy wax. allahumma amiin. di leen présenter sunu àndandoo muy sëñ Mbacké Sylla. mi ngi nii toog ci roq bi ànd ak nun macha allah. ndax mooy sunu ailier droit. moo nuy centrel nuy dugal. très bien. kon warul di nu sori. kon maa ngi leen koy présenté mi ngi nii toog. macha allah. di am mbégte ci ni jotaay bi toogee. macha allah jërë ngeen jëf. jërëjëf yaa oustaz kontaan nañu oustaz Assane Seck it ñu ngi lay nuyu di la ziar on se pose tellement de questions période bi ñii ne war nañu tëj jàkk yi ñii ne waruñu ko tëj ñi ci des ne nañu dellu ñeneen ñi ne yonent bi njëkk na wax ni loolu dagan na on a tellement de questions yoo xamee ni tey daal lu ëpp dañu ko nar a jagleel charia moo tax sañ na maa wax ni quartier général bi gën xalaal la ñuy proposer téléspectateurs yi tey. jërëjëf Baye Cheikh comme ni nga ko waxee nga may ma nuyu la d'abord nuyu ñi nga nekkal ci studio 1 boobu ak mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci weeru koor wi si émission bi nga xamante ni moom mooy premier talk show si réew mi di quartier général jël nuyoo plateau boobu jox ko oustaz Pape Hann mi nga xamante ni suñu magum daara la mu séddale ko ña fa nekk ñëpp di nuyu suñu gan yi nga xamante ni bu ma sañee wax kenn dootu ko présenté fii si Sénégal waaye itam si bitim réew muy al oustazul kabir Seyid Alioune Sall
fa tabarakallahu si xam-xamam mais surtout si pédagogie bi nga xamante ni noonu lay joxe li nga xamante ni moom moo di am jàngaleem te ñëpp rafetlu ko comme ni nga ko waxee lu ay di njàmbat ndax weeru kooru leen maa ngi koy wax léegi sànq oustaz Alioune Sall en of nekkaan kooru ren gi dafa alaa dawme li tax mu alaa dawme muy jàngoro ji nga xamante ni ñun ñëpp ñu ngi ñaan muy mbas mi di coronavirus bi suñu borom subhanahu wa taala jëleel ñu ko fi jàkk yi tëj nañu jumaa yi tëj nañu daara yi tëj nañu te loolu lépp dafa nekk la nga xamante ni wax dëgg yàlla si suñu jamono ñun mu suñu ko dund kon bu ñu ko dundee jaadu nañu am fi ku mel ni oustaz Alioune Sall incha allah waxtaan si ak moom laayante si biir ak moom lépp la nga xamante ni ay leeral la mu mën ñu ko si indil Baye Cheikh ak yeneen ponk ya nga xamante ni mbokk yi dinañ ko indi si ay question ak ay question yu bëri ya nga xamante ni itam waajal nañ ko ngir jébbal ko oustaz Alioune Sall incha allah si kanam tuuti rek bu sooba yàlla Baye Cheikh ñu ànd si ak moom kon kaddu gaa ngi noonu. jërëjëf yaa oustaz Bouba Ndour li mu def léegi nii ku ko def mu dàq la wala mu indil la ay wax tey dinañ la indil ay wax ba keroog émission bi jeex ndax naka nga mën a doonee producteur émission bu toll nii en plein direct ngay jaar ci caméra yi c'est anormal am na yenn règlement yoo xamee ne bu tegoo donte teguñ ko ci charia wàcc yoonu di ay directive loolu bàkkaar la haram na ci faaxan. ci Assane rek la jub bu doon man maa ko def defe ni indil na ma ay problème man ma soxla ko ne ko mais directeur muy ñëw ci man indi xaalis bi indi waaw mu baa ngi may jox xaalis indi ma ne ko directeur kaay dama la soxla amul droit jaar muy ci ñëw ci caméra man yi xam naa dafa defee caméra baa ngi tafu ci Assane fekk xam nga ku ne ci régie bi tonton mag gis nga ñoom xam nga ni ñu koy defee dafa doy waar ñii dañuy nekk ca plateau ba ca kaw yow miy diriger ñu teg la nii tekkale loolu it xam nga amul fenn wallaay waaw mais directeur loolu rek la alaaj Pape jéggal ko dañ ko jéggal waaw dagan na doon chef rek ko wóor waaw mooy waaw ndax li ngay def ku doonu soof ku doonu chef bu ko defee ay demande d'explication ndax lu ne xat na ci yëpp dama koy weer tey moom El Hadj Bouba Ndour mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax oustaz Assane li xew nag mooy masque ak gel waaye nag gel yi dama cee gis boo xamee daf ma xaw a jaaxal barki démb dañu ma koo paccal puisque booy dugg ci télé bi dañu lay defal gel am na ci boo xam ne dafa gluant ma foog ni dafa périmé mais sànq Mado bi mu ñëwee daf ma xamal ni yooyu itam yu baax la donc on entend lu ne ci période bile mu bëggoon ci quand même ay leeral puisque période bi période de sensibilisation la Mado. oui Baye Cheikh comme ni nga ko waxee balaa loolu ma nuyu la di la jox sa wàccuwaay di ziar ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal plateau bi et puis di nuyu bu baax ki nga xamante ne moom moo di sama waajur bu góor di oustaz Pape Anne bu ma sañoon tey laaj la nga ngénte waat ma tuddee ma Noura ndax li nga wax macha allah leer googu yàlla na wàcc ci ñun ñëpp tubaar fakka aussi moom moo di oustaz tam dañ koy ñaanal gudd fan ak wér rek macha allah suñu benn doom jàng na ci moom ba wàcc waaye macha allah gis nañ ni xam-xam rek la ko sol kon nag suñu borom mi fayee yàlla na ko fay yiw di nuyu bu baax ki nga xamante ne moom moo di oustaz Assane ci noonu nag Pape Cheikh comme ni nga ko waxee dañu toll ci li ñu duppee jamonoy coronavirus ñu baree nag di digtal nit ñi ñuy jëfandikoo ay gel ginnaaw saabu bi ñuy wax ak ndox bi nga xamante ne moom moo gën waaye léeg-léeg mën nga utiliser li nga xamante ne moom moo di gel ñu gis nag am na ay gel yoo xamante ne dafa ratax loolu ci ñu dem nag seeti ay borom xam-xam benn chimiste mi ngi wuyu ci docteur mi ngi wuyu ci turu madame Mbaye moom moo ñu expliqué xeetu gel yooyu naka lay demee gën na wala gënul ñu dem xooli élément bi ñëwaat. gel antiseptique bi njëriñam mooy rey lépp luy bactérie ak virus ci loxo yi te doo soxla laal ndox léegi ñun dañuy defaree suñu gel comme industrie yu bari dañuy utiliser alcool. di utiliser carbomère mooy matière bi gélifier produit bi dañuy utiliser aussi glycérine pour adoucir après l'utilisation du produit moom mooy nooyal loxo yi dañuy utiliser aussi TEA bi nga xam ne moom mooy neutraliser carbomère bi dañuy def aussi aloe vera ku ne xam ne aloe vera dafa am ay bienfaits yi def aussi ndox mooy bu ñuy produire gel ba yàgg dafa am benn rupture benn matière première bu dem rupture comme fi mu toll nii problème importation yi dafa xaw a compliqué léegi matière bi tudd carbomère moo dem rupture te moom mooy permettre gel bi produit bi gélifié moom moo tax ñoom aspect gel bi léegi bu mu manqué nag industrie yu bëri dañu bëgguñu arrêté seen production dañu dem rabattre ci yeneen matière yu tudd ay CMC comme ay natrazole léegi yooyu diñ ci am gel mais dafay ritax day collé tax bi muy ritax mën na taxul ñu ne baaxul parce que aspect bi rek moo di tax mais su fekkee ñoom respecté nañ norme bi ñu la respecté def nañ ci alcool bi ci war ak yeneen produit yuy désinfecté yi ci war yëpp produit bi dina efficace ba tey
mais sauf que boo ko laalee day tax ci say loxo c'est pas du tout agréable te day yéex a wow loolu mooy déranger nit ñi en fait. gel mën na tax te du bon gaa gel yu bon am na ci marché bi parce que am na si ñoo xam ne ni ñuy defaree seen gel peut-être du ñu utiliser taux d'alcool bi war pour gel bi mën a efficace bu dee ñun au niveau de l'usine ñun dañuy def alcool bu ci war dañuy respecter norme sénégalaise de normalisation bi ñun ci association boobu la ñu tënku pour respecter taux d'alcool bi respecter aussi efficacité bactéricide bi pH bi aussi day normal pour du yàq loxo yi aussi dañ ciy def ay agents adoucissants pour loxo yi di nooy taux d'alcool bi ça doit être minimum 60 degrés donc ñun suñu produit mën nañ ne ça désinfecte bien aussi aspect bactéricide bi day rey bactéries aussi. mu ngoog ma baamtuwaat li may faral di wax on ne parle jamais sans l'avis des spécialistes. duñu ay borom xam-xam waaye Sénégal bëri na ay borom xam-xam ba nga xamee ni. lu ñu jaaxal rek mën nañoo taataan seen i kaddu donc madame Mbaye di chimiste. moom indi na ay leeral ci gel yi. je te jure gel bi may def sama kër. bokkutoon ak gel bi ma ñëw ñu def ma ko parce que dafa mel ni lu collé. ma jàpp ni gel bi dafa pollué. dafa yàqu wala dañu ko trafiqué. mais là je viens de comprendre que gel yooyu yëpp baax na quand même. voilà Pape Cheikh comme ni nga ko waxee donc je pense que doute bi nga xamante ne moom nga amoon moo nekkoon ci bopp sénégalais yu bare parce que gis nañ ni que en ce moment tout le monde parlait de gel ba pare dañ doon ay maye gel yu bare parce que fan yi gis nañ ni dons yi bare woon na te ñu bare dañ doon jëfandikoo ay gel donc ci biir marché bi nag ñu taseeg ay gel yoo xamante ne dafa rataxoon ba ñëpp di sàkku naan mais est-ce que gel yi baax na wala baaxul mu am sikki sàkk ba tax na ñu demoon seeti ko ki nga xamante ne moom moo di madame Mbaye di chimiste moom nag moom moo di kii yu Set Wecc moom mooy responsable de production bi donc li mu ñu wax mu ne dafa am benn produit bu gluant boo xamante ne dañ koy def ci li nga xamante ne moom moo di gel bi donc produit boobu mi ngi tudd Carbomère dafa toog benn moment dafa dem ba manqué fi nga xamante ne moom moo di Dakar parce que waxoon naa ko ñëpp dañ doon jóg di defar gel bi mu demee ba manqué déjà il faut savoir que avant ñi ngi ko doon jaayee à 7500 ñu dem ba di jaay kilo bi à 60 000 dafa manqué mu manqué woon léegi ce qui fait que ñeneen ñi nga xamante ne jotuñu ko woon am comme c'était rare sur le marché ñu dem utiliser yeneen produits yoo xamante ne c'est des produits yoo xamante ne moom mooy gélifier lii di li nga xamante ne moom moo di ces gels antiseptiques là donc produits yooyu mi ngi tudd CMC ak lu ñu tuddee natrosol boobu nag boo ko defee ci li nga xamante ne moom moo di ces gels yi nga xamante ne moom la ñu désinfecté day gluant ba nga xamante ne nit ki bu ko utiliser ce n'est pas agréable au toucher lu ritax ba pare du gaaw a évaporé wu parce que taux d'alcool bi ci nekk du bare à tel point que boo ko defee ça te dérange ce qui fait que tu as l'impression que baaxul mais nee na baax na mais bi gën nag quand même mooy utiliser li nga xamante ne moom moo di Carbomère boobu juste pour dire que léegi ñëwaat na ci dëkk bi le seul souci qu'il y a dañu hausser prix bi parce que de 7500 jusqu'à 60 000 on voit que vraiment dañ ko hausser léegi nag mi ngi ñuy diggal amaat na yeneen xeet yoo xamante ne am na budul gel yi li ñuy tuddee les solutions hydroalcoolique solution yooyu tamit c'est la même chose parce que li nga xamante ne moom moo di waa OMS ñoom tamit dañu joxe woon benn formule digal ni si ils n'ont pas de gel ils peuvent utiliser ces liquides là liquides yooyu nag naka nga koy utiliser peut-être di ko nettoyer li nga xamante ne moom moo di sa volant les pièces parce que comme ni ñu koy waxee parfois virus bi bu nekkee ci yenn surface yi mun na la indil ay problème de ce fait boo ko amee aussi da ngay nettoyer lépp loo xamante ne moom moo di jumtukaay wala fer yi ngay utiliser. Maintenant la question que beaucoup de personnes se posent mooy solution hydroalcoolique bi ak gel hydroalcoolique bi ndax dégg naa am na uute am na ñu laaj ban moo ci gën en fait. Voilà, tous les deux sont efficaces Pape Cheikh, le gel comme la solution elle est plus liquide mais ce qu'on demande à la personne mooy boo koy utiliser il est préférable d'utiliser ça sur les yëf yi nga xamante ne da nga koy utiliser surface yi comme par exemple les poignées comme par exemple pièces yi nga xamante ne dañ koy soxla mooy solution bi moom moo nekk nii donc ñu wala bu fekkee ne gel bi la mun nga ko toccamikoo ci sa loxo ci nu mu waree parce que dafay désinfecter bu baax li ci neex nag mooy comme nee nañ ko waa association sénégalaise de normalisation fii nga xamante ne ñu ngi leen tuddee ASN ñoom dañuy joxe nag benn taux boo xamante ne dañ ko war a respecter mooy taux d'alcool bi nekk ci biir il demande à ce que nit yi nga xamante ne dañ koy defar ils doivent rajouter 60% de li nga xamante ne moom moo di alcool am na ñoo xamante ne dañ ciy gën a yokk alcool bi donc ce qui veut dire que day gën a efficace boo jógee nag li nga xamante ne moom moo di Carbomère bi mooy produit gluant boobu nga def ko ci day tax yëf yi gën a baax après nag nga yokk ci sa yenn xeet yoo xamante ne yow yaa ko bëgg comme les gels d'aloe vera parce que on sait que aloe vera dafa am ay vertus yu baax mais ci lum ci mum ti doon
li gën mooy ñu utiliser saabu ak ndox parce que boobu moom moo gën. te yomb naa am sax. voilà saabu ordinaire bi seerul. saabu ordinaire seerul 200 wala 200 voilà raxas sa loxo ba mu set. léegi nag bu fekkee ne amoo ko. saraxe naa ci juróom-ñaari dambu saabu. da ngay seet lii cat daa gaaw ci télé yëpp a ngi cuisé. dégg waaw kon baax na ñu ni dinañ la sotle. juróom-ñaari damba saabu la bi laay saabu ordinaire saraxe naa ci yu bëri tey ku ma romb rek jox la saabu. foog ñu wax ñu ngeneel yooyu lan la. waaw cuisé parce que léegi dañu dem ba télé di woo sama invité naa leen bu leen dem. déedéet saabu yi daal bu ma ciy joxe dama yaa QG wér naa bu wér de carte générale tey yaa QG jaaxle. réew mi daa metti. dañuy woo sa invité naa bu leen dem. yow li ma nekkee. waaye ñoom dañuy buy yëpp passé ñu bi yoon damay dem sax. waaye yow koo woo mu ñëw. wallaay di ko woo nga ñëw te ko woo it wëndeelu. mu ngoog ñu ngi ci point bu am solo. ci raxas loxo yi mais dafa am polémique bu juddu woon ci dëkku naar yu bëri. Arabie Saoudite par exemple bu njëkkoon dégg naa nanguñu woon gel yi di dugg ci seen i dëkk ndax baatu alcool bi. mais defe naa à l'impossible nul n'est tenu bu ñu demee ba problème am et que lii rek moo mun saafara tel ou tel mbas ou jafe-jafe ou feebar mën nañu ko jëfandikoo ndax baatu alcool moom dafa xaw a doy waar ci suñu diine ji. mais alcool maanaam ban façon alcool la. alcool bi faj wala alcoolu sàngara la. alcoolu sàngara nag dafa xaraam moom. bu fekkee alcoolu sàngara la moom dafa xaraam. kon bu fekkee alcoolu sàngara la du ma ko diwoo non saabu laay def sama poche da ci raxas alcool lu mu doon. alcool bi faje boobu dara néew ci alaaj ba. kon mu ngi koy door a laaj parce que baatu alcool bi ñu bëri. dañ ci xawoon indi ay commentaire waaw histoire bu réel la. dëgg la noonu li ngay wax la am la. waaye xam nga nit ak lu mu xamul rek ak façon déggin ak façon waxin. xam nga alcool bi faj kii naan sàngara alcool lay wax. alcool bi muy naan xam nga bokkul ak alcool bi fajee. waaw jox ma ci alcool bi koo xam ne alcool bee rek la xam day jaaxle te alcool bee moom dafa xaram dafa xaram te faa xam lii moom bu ñu ci defoon alcool du ma ci raxas du ma ci raxas kon saabu laay def sama poos di ci kii bàyyi ko ci oto bi di ci bon dinaa ci gën enquête pour xam ndax am na différence ak ci alcool yi dinaa ci jokkoo ak ñi nga xamante ni ñooy union des jeunes pharmaciens du Sénégal su ma rakk Ndiaga Fall mu ngi liggéey ak ñoom il faut que ma poser leen ay questions ci li nga xam ne ni moo jëm ci gel bi man leen ñu ngi la ci gërëm bu baax et puis gërëm sunu xarit bi nga xam ne ni defe naa madame Sall may nañu ci yu bëri moom it waaw may nañu ci ay carton ñu ngi koy gërëm bu baax a baax mais juste pour rappel aussi donte bouglion bi Baye Cheikh baax na ak beneen bi nga xamante ne dafay gaaw a évaporé wu bu ñu fàtte ne nag am na yu bon yoo xamante ne mi ngi circuler ci dëkk bi kon na nit yi def très attention voilà am na ay xale nag yu am talent yoo xam ne ni dañu créer système lavage des mains parce que ci raxasu loxo la ñuy desandi ñu créer lu am solo loo xam ne ni c'est tellement extraordinaire quand j'ai entendu ça j'étais tellement content parce que Sénégal daa bëri ay génie donc système lavage de mains des mains bu ànd ak baat bu lay guider comme Siri mi ci téléphone yi loolee on en parle tout de suite ak Merry Bey Diouf. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi nuyu téléspectateur bu quartier général yëpp di nuyu tamit kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo toog ak ñun ci plateau bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar oustaz Pape Anne oustaz Alioune Sall ak jeune oustaz Assane ñu ngi leen di jeune oustaz Assane laay wax Pape di aussi jaale waale ki nga xamante ne mooy professeur Massamba Gueye jot na maa jàngal donc ñu ma si profiter aussi di ko jaale waale moom ak Kebs Thiam yëpp effectivement Pape tey li ma leen indil mu di benn système de lavage automatique la boo xamante ne ni dafa am assistance vocale maanaam ay ndaw yi nga xamante ne ñoo nekk Géejawaay Waxinaan Nimzaat ñoom ñoo booloo daal di ñoom it créer seen benn système boo xamante ne nii soo ñëwee ba si moom boo jubloo ba ci moom rek da lay détecter automatiquement nga daal di tàll say loxo nga raxasu ba set loxo bi appareil bi ci boppam dafa am lu lay wax duggal tàll la sa loxo nga def ni maanaam day wax ak yow. yooyu dama foogoo ne tubaab bi rek ko mën créer. non tey jii ak li nga xamante ni moo di mbas mi di Covid 19 dafa gën a wane potentiel lu jeune yi nga xamante ne ñoo nekk fii biir Sénégal. parce que xam nga avant dañ doon wax xam nga ay création yu ndaw dugg na fii génn fii mais ak mbas bi am dañu wane que ne avec un peu de matériel ñoom dinañ mën a créer loo xamante ne nii. parce que man j'étais parti quelque part ci benn forum bu mag dëkk bu ne di présenter li sa dëkk créé. man
bañ leen sama dëkk créé nañu gën a kuur ruuxu ak mbattu. léegi boo dematee di nga leen ne sa dëkk. pendant que tubaab bi naan ma oui on a créé des robots on a créé des mixeurs. mais ñun ñu ngi créé robot Pape gën a kuur ak ruuxu. ñu ngi créé robot xale yaa ngi créé. robot xale yaa ngi créé yu raw loolu sax donc ñu seetaan élément bi daal di ñëwaat waxtaan si bu baax. ayca. voilà donc tey boo ngeen gisee donc ñuy présenter d'une manière officielle. N'est-ce pas donc suñu machine ñu tuddee ko système de lavage automatique des mains avec assistance vocale donc mu nekk également benn appareil bu bees bu innovant bi nga xamante ne aussi tey dañ kaa créer pour rek dugal suñu loxo ci xeex n'est-ce pas jàngoro bu ñu tuddee Covid-19 waaye aussi di leen rappeler ne donc def nañ ko ay fan ñoo ngi dem xalaat suba ngoon gu dégg bëccëg di réfléchir si ban genre modèle la ñu war a teg bu ko defee donc nit ñi di ñëw di si raxasu te du ñu am benn contact ak keneen ku fi mujj jóge donc loolu tax aussi bañ ko imaginer donc ñu dessiner ko d'abord si papier bañ ko dessiner si papier ensuite ñu modéliser ko ba mu nekk benn prototype ba mu nekk également prototype ñu ne aussi dinañ ko jéem a réaliser donc mu nekk quelque chose de fonctionnel donc pendant 2 à 3 jours dóor nañu ko ba tey gis ngeen. donc daanaka maintenant c'est opérationnel donc mën ngeen ko jël di ko utiliser alors loolu nag day wane encore une fois que fii ci biir centre de recherche et d'essai donc ñu koy wax CREI de Guédiawaye donc gannaaw formation gratuite yi nga xam te ne ñoo ngi koy defal ndaw ñi di ko defal femmes yi tey am nañ beneen possibilité également di créer ay appareils yu nga xamante ne tey ou bien ay jumtukaay yu nga xamante ne tey askan wi mën nañ ko jëriñoo mais aussi mën na wàññi coono yi nga xam te ne askan wi ñoo ngi si daj donc loolu tax aussi tey ñu ne dinañ ko présenter d'une manière officielle wan ko ñëpp wan également ñëpp ne fii si banlieue bi fii si département de Guédiawaye rawatina Wakhinane Nimzatt am na ay ndaw yu xarañ am na ay ndaw yu nga xamante ne tey pare nañ n'est-ce pas pour jël xam-xam bu ndaw bu ñu am n'est-ce pas créer ay système créer ay application créer ay robots yu nga xamante ne tey mën na gën a yombalal nit ñi n'est-ce pas seen nekkin mais également gën leen a yombalal seen dem ak seen dikk donc tey bii mën naa ne commencement la rek mais bi incha allah dinañ si profité waale ay fan yu néew lancé waat ay yeneen projet yu nga xamante ne aussi yëpp pour njëriñu askan wi lay doon donc moo tax tey ñu présenté ko d'une manière officielle donc système bi nag ñoo ngi ko tuddee AWA donc di ñaan aussi Covid-19 bi nga xamante ne aussi am na fi yàlla na ko fi yàlla dàq. Mais c'est magnifique ils ont tellement de talent là c'est des informations qui font du bien quand même il faut que télé yi ak rajo yi ñu nit ñuy gën góorgóorlu di waxtaan ci autorail yi nga xam ne ñoo ngi yegg si wax capté ne que ne am na ku ñëw tàllal loxoom ndox bi day daal di sotteeku ndaxte dafa amoon benn polémique boo xamante ne si vidéo yi robot bu naan wooyaay yooyu muy tiital nit ñi ba teg ko fii ci buntu télé xam nga dafa amoon benn ku ñëw rek boo jegee robot bi yuuxu Père Assane donc génn xam nga dafa amoon benn naan da nga waral kenn du wala laaloo donc angle mort bi ñoom dañ ko fexe ni ñu ko réduire ba nga xamante ne nga taxawee gauche nga taxawee droite wala nga taxawee milieu appareil bi dina la mën a teel a capter donc comme ni nga ko waxee rek ñuy ñaax autorités yi ñu gën a jàppale ñi nga xamante ne ñoo nekk nii di defar parce que avec mbas bi suñu jeunes yi ñu ngi wane vraiment wala dinañ ko ci bay bu baax daal di leen gën a fësal Pape promo jërëjëf Merry Beye Diouf ñu ngi lay gërëm ci loolu saa yu ma gisee xale yi dagg ay xottu bërigo rof ci li ci robinet yi di ko teg ci bopp koñ yi dama koy rafetlu donc il y a tellement de jeunes yu am talent yu nekk ci dëkk bi donc ku ci bëgg fësal li ngay def on vous offre ça et c'est gratuit ci télévision Futur Média merci Merry Beye ma fàttali leen loo xamee ni peut-être sànq ba tey ñëw ma ci fàtte woon ko muy lu am solo pour yéen ñi àndandoog ñun muy ndimbal yi nga xam ni dañu koy séddale di participation wu quartier général ci période bi la nga xam ni période du jàppal ma jàpp la ay enveloppe yoo xam ni bu ci nekk def na 20 junni ak ay panier yoo xam ni seeni valeur mu ngi toll ci 100 000 alors fexe naa ba waxtaan ak waa télé bi ba ñu yokkaat ci yeneen i enveloppe ce qui veut dire que léegi ci numéro yi di affiché wu ku ci woote rek mën nga am ndimbal lu toll ci 20 junni ak foo mënti ne da ngay toog ñu jox ko waa Rapidos ñu livrer leen ko donc 88 628 99 90 ñu may la 100 000
wala yeneen numéro téléphone yi 88 628 22 22 ak 88 628 04 05 wala 88 628 76 76 pour éviter ngeen di fere lu bëri ci woote bi dañu créer ay numéro yu bëri ba nga xamee ni fu ngeen mënti woote rek di ngeen ñu mën jot bu ko defee ñu jox leen seen i ndimbal donc ñu ngi leen di xaar woote leen léegi balaa gën guddi ñu jox leen seen wàll ci ndimbal yi nga xamee ni ñoo ngi koy séddale bu dee am na ku nekk ci téléphone bi ñu jël ko mën ko baaxee dimbalam balaa ñuy ñëw ci yeneen sujet yi allo 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 dafay gaaw nag ndax dañuy course ak temps bi allo 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 kooku allo ñu ngi lay dégg kooku waaw Ibrahima la Ibrahima naka noonu ma yokkal foofu waaw Ibrahima Diatara. Ibrahima Diatara mbokki fan. dëkk Mamel. yaa ngi Mamel d'accord nu ngeen def ak mbas mi épidémie bi crise bi xale yi cet gi mesure barrière tout ça yi ngeen di dégg yëpp ci télé bi nu ngeen def ak moom. waaw xanaa di ko gérer rek xam nga xale yi moom bañ ñu génn rek. très bien mbaa indiwul ay gàllankoor arrêté ay liggéey ak ñoom seen mbaa amul yu la ci dal. dégguma nga ni. ma ni mbaa amul yu la ci dal arrêté liggéey ak ñoom seen mbaa yaa ngi koy mbaa yëgoo ko rek. waaw man maa ngi ci télétravail bi. de promiscuité bëgg nañu pour ñu gën leeral ñi nga xam ne ni ñoo libre peut-être nekk ci bi ci Marie-Louise ak élément bi donc ndax ñoom surtout jigéen ñi ci kaso yi seenug dund dafa xaw a miti ñu fekk la foofu studio 4 ziar la ajalatu Mami Diop. wallaay Alaaji Baye Cheikh xam nga li ma tiital mooy bi ma ñëwee fekk la ngay wenglu moo tax ma ne naa bàyyi mayam 4 sama weng bàyyi du ko tudd. comme yaa ngi studio 80 man maa ngi 4. 82 waaw yaa ngi 82 damaa kii donc. xam nga lu ngeen di fàtte. damay magal. non man yëg naa dangay magal loolu nit ñi fàtte am na ko man yow jeex nga de wala as bi day yokku. xam nga man damaa jaaxle ci yow bi ma demee seeti Baye Mbaye ne ko Pape Cheikh ak baax mu ne ma sama mag ji ak a gore mooy li ñu def ci at sekk rek yëpp. waaye sama yaay. man wet day jël autoroute à péage bi te xam naa ne yow sa nam ma ngi woon ci national bi. waaye delluwaat di bégewaat man nag sama nam kii la agresseur la fu non sama nam alkaati la fu fekk sa nam daf koy tëj. waaw parce que tëj nga ma keroog ci mbeddi Almadi yi mais yooyu yëpp après la naa ko nettali Oustaz Pape Hann mu xam ne vrai agresseur bi. di ziar ñëpp waaye di ziar nag sunu gan gu màgg gi nga xamante ne yàlla dafa def ñun ñëpp a ko sopp ndax man dama naan ku bëgg lu baax dina ko sopp muy Oustaz Alioune Sall di ko jox yéegu waayam bi gën a kawe lool di ko teg ci loxo Oustaz Pape Hann ak Oustaz Assane ñu jottali mag ko bu baax waaye nag di nuyu nag sama mbokk yi toog ci plateau bi muy Marie-Louise Mado Diaw sama rakk ji waaye Mary Bey namoon naa ko dafa am nag gone gu sant Njaay fii moom itam dama koo bàyyi di ñaan mbas mi nga xamante ne moo wàcc ci réew mi man de damaa jàpp ne xëy na mi ngi tàggoo waaye nag yàlla bu mu yóbbal bu bari moom daal lii mu jot a am nii sax ñun nag kii nañ ci moom nag li ma naqari ci moom mooy xam naa ne ku desee xam àdduna la ndax moom ñun jiin jaloore nanu ko xas nanu ko way nanu ko mbii fa foore nan ko ñun daal riitam mbale nan ko lu xam def nan ko mu lànk rek toog waaye nag dina dem ci jàmm ak salaam ci kàttanu yàlla allahumma amin di wax ne nag da nga tudd foo xamante ni nii boo ko laalee rek suñu xol yi dafay daal di yëngu ndaxte ndegam ña ca walukaay ba ñoo daanu ca teen ba mbes maa ña ca pind ba wallaahi dama toog barki dem di def live ma ne leen yaakaar naa ne bi may woote 9 ans ci ginnaaw tey dama naan sama woote ba am na njariñ ndax man damay wax ne mbas mi bu ñëwee ba dem te jàngatuñ ci ma xam ne sunu njàng foorul ndax jàngal nañu ci côté yëpp dama gis na ñële ñoom ña nga toog 5 ans am fa ñu toog 10 ans Marie-Louise mi may dégg xam na ne am na ko am te ngéej 20 ans ak min tribunal am fa ñu am 18 ans am fa ñu am lu ko ëpp am na ci ñu nekk camp pénal gi am nañ daanaka lu toll noonu gisuñu mbokk gisuñu xarit gisuñu àndandoo ñun aali nañu dem leen tëddi de 18 heures de 20 heures à 6 heures du matin mu diis lool metti lool ci ñun waa léegi nag ki jëlu di jooy moo xam ki dee mbes maa ñoom ñi nga xam ne dañoo tëddoon te gisuñu woon kenn kon yaakaar naa fi mu ne kenn ku nekk bu ñëwatee ci yow taxaw di la jooyal ci ñooñu war ngaa mën a xam ne foofa góom la buy metti boo xam ne ku nekk war nga caa def ba lañ la cay def ndax dama koy faral di wax Oustaz Pape Hann Sénégal mooy réew moo xam ne mën nga fee am million jënd ci àjjana démb bi ngay live ci Facebook bi di jooy sama yaram dafa daw parce que voilà di def dara ba pare gëm ko dafa am solo te loolu moo xaw a manqué fii ci Sénégal waa ñun nag bàyyi xam nga nag namm supp daf ñu dul tax a ngénte ko wasinul ñun yàlla dafa dogal dañoo gaana ba jebbi moo tax fi mu toll nii ndoxum siti safatunu dëgg la bu nu demee ba li ñuy def gëmatuñ ko dañuy lastandeeru rek tëdd nelaw
nun lu ñu dem ba di ko def dañu koy gëm buñ ko gëmul ñu bakku ndax nag daaw fekkee de woon dañuy baaxantal rek pour jàpp ci combat bi comme on dit poser notre pierre à cet édifice bi nga xam ne tabax nga ko waaw voilà defuñu dara xam nga loolu aussi neexul ñuy dund lu métti defoo dara reyoo nit sàccoo agressé woo yaa ngi ci kaso yi ñu téye la foofu tu vis comme un prisonnier donc ils sont comme en campagne ay matelas la ñuy lal tëdd foofu tu vois un peu donc c'est un problème boo xamante ne sonal na nit ñi en prison nag am na yeneen mesures yoo xamante ne jëlo pour préparer la réinsertion loolu mooy prison Sébikotane mais aujourd'hui am xamante ne dañ pour maladie bi moo tax ñi nga xamante ne voilà dañ leen placé sous mandat de dépôt jugé guñ leen ñu lañ fay yóbbu donc ñun avec maître Assane Dioma Ndiaye bi nga xamante ne droit de l'hommiste la avocat à la cour la ñëw na pour toj yax bi su ko defee mu indi éléments yi nga xamante ne moom moo am ci tribunal bi ak ci décision yi nga xamante ne moom la ñu jël depuis donc je pense que élément bi pare na su paree mën nañ ko teg pour ñu mën a xóot ci biir. Marie-Louise maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Cheikh ak invité mi yëpp yi ngeen am tey seen émission bu màgg bi nga xam ne weeru koor ñëpp a koy xaar di leen sargal di leen ndokkeel di balaax sénégalais yi di leen ñaanal kooru jàmm question bi nag évidemment bu ñuy wax Covid-19 ñi ñu war a njëkk a xalaat yaakaar naa mooy personnes vulnérables yi gis nga mag ñi ni mu mel ci ñoom xëy na xale yi aussi mun nañ leen ci boole sax naam buñ nangoonee xëy na dinañ résister ñoo gën a résister feebar bi mais ñeneen ñi nga xam ne nag mënuñu leen di ñàkk xalaat mooy ñi nga xam ne dañu jokkoonteeg yoon ba ñu xañ leen seen dem ak dikk ñooñu dañu leen di téye ci benn bërëb moo tax Nations Unies bi affaire bi amee rek xeetu mbootaay bi dafa teel a génne directive xamal ne ñooñu il faut ñu jël ay mesures spécifiques ci ñoom il faut droit ñu protection population bi doon mesures yu général état yëpp am nañu waru galu protéger seen citoyen mais rawandina nag ñi nga xam ne ñoom la ñu téye parce que ñooñu fi ñu nekk pour ñu def wala appliquer mesures barrières yi day jafe parce que dañu nekk ci endroit yoo xam ne dafa réduit te toujours dañuy nekk en contact boo xoolee tey maison d'arrêt yu bëri Sénégal fu téeméer waroon nekk daanaka ñeenti téeméer lañ fa dugal te xam nga déjà masque yi dina doon problème mais même bu masque amee li ñuy wax distanciation sociale bi du mën a nekk parce que déjà dañu entassé wu ci biir maison d'arrêt loolu nag moo daal di ko dañuy wax mesure barrières yi ak surtout nag hygiène ak aussi di mun a raxasu di mun a am gel alcoolique ak encore am régime sanitaire boo xam ne dina mun a dëkku feebar bi léegi nag loolu dina jafe ci suñ pays sous-développé yi surtout avec longue détention provisoire yi loolu benn aspect la mais boo seetee ci seen condition d'existence réelle déjà confinement xëy na population yi am nañ confinement partiel am na couvre-feu mais ñoom dañoo am confinement total parce que mënatuñoo génn même dem audience ñi nga xam ne ñooy génn ñu néew la ñuy wax flagrant délit mais ñi des ñëpp mënatuñoo génn ñaareel bi aussi droit bi ñu amoon di jokkoo ak seen famille ñu ñëw di leen seet si amatuñ ko droit familial droit à la visite seen avocat aussi droit de la défense ñu war a ñëw di waxtaan ak ñoom xëy na di noot seen xol di leen rassurer amatuñ ko donc ñooñu xam nga confinement total la ñu am léegi nag loolu aussi beneen aspect la ci vulnérabilité bi nga xam ne déjà amoon nañ ko léegi dañuy nekk ci benn solitude moo tax ñu encourager ñu élargissement bu doonul total ndax xëy na mënuñoo bàyyi ñëpp mais ñi nga xam ne daal bàyyi bi vraiment mun nañ leen a bàyyi te du yàq dara ci li ñuy wax continuité de la justice parce que boo nekkee liberté provisoire ça ne veut pas dire que kenn du la àtte ëllëg ça ne veut pas dire que du ñu wax ne li ñu lay topp yaa ko def wala defoo ko xëy na détention bi rek mooy changé moo tax loolu daal ñu ci ñaax état yi beneen nag conséquence bi nga xam ne mun nañ ko wax te xëy na moo ci gën a doy waar mooy le droit d'être jugé dans un délai raisonnable képp ku ñu téye war nañ la àtte ci diir bu jaadu mais boo seetee tey déjà amoon nañ problème mu longue détention provisoire ñoo xam dañ leen di téye lu yàgg lu ñu leen àtte mais ñëpp seetlu nañ ne depuis bi feebar bi amee tribunaux yi presque dañu nekk à l'arrêt parce que mois de mars bi mois d'avril ñu ngi wax début mai mais kenn xamul début mai luy amati donc jàpp nañ ne mën nañ dem ba ñetti weer yoo xam ne xëy na audience yu ëpp solo yi
du mun a am xëy na flagrant délit yi dina am mais même flagrant délit yi sax ñi ñuy atte mooy ñi nga xam ne amul partie civile parce que dañu jàpp ne partie civile yi mënuñu comparaître ba presque dañuy renvoyer dossier yi bon war nañu reconnaître nag ne am na benn effort d'humanisation yoo xam ne tribunaux yaa ngi koy def defe naa ministère bi wax na ak procureur yi mais juge yi ci seen bopp defe naa xam nañ ne am nañ wàll seetlu nañ ne liberté provisoire yi ñu ngi maye mais ba tey boo seetee rythme bi yéex na te encore ñi ñuy may bëriwuñu ñaareel bi aussi seetlu nañ ne mandat dépôt yi ni ñu ko doon defee procureur yi wàññi nañ ko bu doonee loo xam ne daal mënut a ñàkk gis nañ ne dañ lay may liberté provisoire mais loolu yëpp ba tey boo ko xoolee par rapport pourcentage bi Nations Unies recommandé dafay néew parce que bàyyi bi mënoon na ëpp loolu te mënoon nañoo gën a fexe ba xëy na détenu yi xëy na suñu borom mu ngi ñuy suturaal ba tey eggaguñ ci prison Sénégal yi mais kenn xamul feebar buy law bu fa duggee musiba bu mu indi moo tax daal ñun ci mbiru droits humains dañoo tënku ci directive yoo xam ne yi nga xam Nations Unies moom la joxe fexe daal ba képp koo xam ne daal wala ñi ëpp ci limu ñi nekk tey détention war nañ fexe. mu ngoog ay kàddu yoo xam ne ni dañu ko réaliser en mode visio télétravail ak maître Assane Dioma Ndiaye xam-xamam màcc lool ci wàllu yoon waaye ci wàllu itam ak yelleefu doomu aadama saa yu ñuy waxtaanee yëfi droits de l'homme bokk na ci borom xam-xam bi ñëppi dékk micro donc Marie-Louise nga def ak moom visio bu wax lu am solo jëm ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaso yi moo xam góor yi moo xam jigéen ñi moo xam mag ñi moo xam ndaw ñi ñoom déjà ils sont confinés mais dañoo confiné wu ak ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci kaso yi. effectivement Pape ñi nga xamante ne ñu ngi ci kaso bi wax naa ko sànq ñi fay liggéey ñu ngi ci kaso bi xam naa nag ñu ngi xaar le directeur de l'administration pénitentiaire ci quartier général su ko defee dina gën a mën a xóotal ci question boobu. parce que moom prévoir na déjà pour ñëw. ñu ngi koy baax pour mu ñëw ñu ngi koy baax pour mu ñëw léegi Pape am na conséquence su confinement bi parce que da ngay gis décision yi nga xamante ne moom la ñuy jël benn tristesse la créé ci détenu yi parce que détenu benn contact humain kii extérieur rek la amoon mooy visite yi loolu rek moo ko doon moo ko voilà sa yaay seet si la loolu su amatul de voilà mënatul nekk te da ngay gis aussi il faut se supporter parce que avant dañ doon arrangé wu ko ñoom ñi nga xamante ne dañu bokk ay bëgg-bëgg di bokk mais dernièrement camp pénal am na fa benn problème boo xamante ne kii dafay déglu musique kii di déglu si kër mënuñu boole après problème am fa ba ñu mujj jël kenn ki yóbbul kii na la tudda ci rëbës donc c'est des problèmes yoo xamante ne en interne am na yeneen problème aussi par rapport ak suspension audience yi parce que procès yi yenn procès yi mënul am da ngay procès criminel c'était prévu comme ñoom booy jinne prévoir woon nañ leen le 28 bi mais dañuy ñëw dañ koy renvoyer parce que audience yi dañ ko suspendre yooyu yëpp ay conséquences su décision yi nga xam ne peut-être nag fi pandémie bi neexee mooy am na jugement yoo xam ne bu ñu ko dee def ñëppay ñëw seetaan si te des fois da ngay am kersa man jugé nañ ma ñaari yoon ci yëfi télé waaye day fees del waaw may seetaan parce que audience publique la bu may génn tribunal damay mel ni vedette yooyu waaw wax li maag Bessel jugé nañ loo leen bi ma nekkee 2STV tamit jugé woon nañ ma waaw fees del nit ñi di ma seetaan site yëpp bind mbaa relaxé nañ la donc relaxé nañ la wala relaxé wuñ la dafa xaw ma sax la bàyyi nañ la après finalement non dañu dem xaw ma fu affaire yi mujjee bu mujj bi damaa ne damaa feebar sama convocation bi mais yow correctionnel la créé suux ko gis nga ma mënumaa dox sax ànd ma garaawul certificat médical xam nga kii dara tëdd à la barre moo métti lii waxtaanu kër la à la barre daa métti même soo deful dara sa da ngay tiit man première fois bi ñu ma nee kaay traduire dama doon lox te defuma dara ma ne mais attends man defuma dara lan moo tax may lox surtout procureur ba Abbas yaay woon maag moom a yendu jour boobu mu ñëw Abbas ne xaw ma waaw ñoom nag amuñu mbokk de mais bon quand même ñu ngi ñaanal ñi nekk ci kaso yi quand même yàlla na suñu borom def ba ñu génn fa et mbas bi indi na vraiment ay problèmes yu bëri ci domaine yëpp effectivement Pape Cheikh ñu ngi leen di ñaanal affaire bi passé su ko defee ñi ñu war a juger ñu juger leen sànq mami wax na ko dañu ne ñu toog suñu kër mënuñu toog suñu kër ci nga xam ne kaso tey benn garde nee na man ndeke man liggéey bu bon laay liggéey tëj nit parce que après tu sens que yow nga toog mënoo dem mënoo dikk lu mu méttee imaginez tu es contraint à le faire tu es obligé de rester à mon choix donc dafa métti voilà voilà dañ koy xam en tout cas Louise ngi wax bàyyi sama yaram di daw dama fa mus a def benn waxtaan ma taxaw ma ne détenu yi jàmmal leen garde yi man leen parce que yéen da ngeen jàppee seen bopp ay jeelmaan mais réel jeelmaan yi mooy garde yi parce que ñoom ñoo bàyyi seeni kër yéen dafa am lu leen yoon topp ñii nag
bu ngeen demoon yéen ba kenn desu fi ñoom dinañ fi des ndax liggéey bi lañu opté kon bu ngeen leen jàmmalee rek yéen di ngeen am jàmm mais xoolal ñoom itam ñu abandonné seen njaboot abandonné seen leneen ñëw nekk ak ñoom kon ñoom ñooñu itam kenn mun leen a fay ndax bi mbas mi soog a ñëw man sama tiitaange yépp mooy ki wàcc ñibbi këram dellu si ndax ba ci man mi toog samay miin na daan doole dama ne leen kaay leen nu conférence comme ci wóor ne da ngay wàcc di ñibbee ko dellu si nanu ñaanalante ndax ngan gu yàqu gunge bu sori du ko defal bon mi na daan doole yooyu dama leen di xelal ñu conférence télétravail ak seen i patron imposer seen patron demal ci waaj bi jëlal lii defee ko nii defee ko ne comme télétravail waaye ki ko def bi weer wi dee dafa télétravail ne patron bi sama salaire mu ne ko da nga koy laaj télétravail ba jërëjëf Marie-Louise Cissé ñu ngi lay gërëm bu baax déjà lu ko jiitu rek kaso yi dafa feesoon dell te kenn bëggut tabax kaso yaa Oustaz ak tabaxu kaso moom waaw kenn bëgg ko moom daal ñaan ñi fa ne yal na yàlla génne leen maa ngi ñaan réew mi dem ba mu yàgg dañ ñaan kaso yi kenn newtu ci darajey rasulullah te kenn bañ def délit waaw mais nattu nag yàlla mooy nattoo jaam nu ko neexee alaaj Pape am na ñu fa nekk def nañu nattu la am na ñu fa nekk defuñu dara alaaj Pape ku mu sañoon baax na ci yow ku am nit ku gën a àddina say la ñu lay ñaanal yàlla na am ndey ak baay yàlla na dund ba nga fekkee njëriñam kon kenn ku ci nekk yaa ngay ñaanal sa njaboot yàlla na dund ba nga fekkee njëriñam waaye metti na lool nga ne ci biir néeg bi tëdd sangu xalaat sa doom ma nga ci biir kaso ba am fa at yu baree bare mbaa sa mbokk sa frère mbaa sa sœur mbaa sa ndijaay mbaa sa tante mbaa sa yaay lu metti la waaye itam yàlla nag xaritam lay teg nattu waaw Seydina Ali dafa wax ni man zaara ay ta musallaman laa yukabu dañu ana kan nga gis mu dund ba dee te na tofuñu ko mu ni faaw mënoo fee dund ba génn àddina te amoo nattu xanaa nattu yi kay ñooy wuute kii nii la ko yàlla nattoo kii nii ñu ni ko waaw léegi problème yooyu bu amee nu ñoo def mu ni fad'u li rabbik ñaan sa borom rek waaw yenn saay mbam bu jàpp la nga def ba nga naan lu ma def yàlla yenn saay problème dikkal la ba nga naan lu ma def yàlla yàlla nag moo toggalee noonu doomu aadama tabiatal xayri wa tabiatal charri waaw noonu la yàlla toggalee doomu aadama yenn saa yi nga bëgg alaaji Pape ba defe ni àdduna bi tey yaa fi gën a kontaan waaw kon moo tax lu ci am rek tuddal yàlla lu ci am santal yàlla kontaanee ba mu neex lool waaw tuddal yàlla mais tuddal yàlla waaw waaye bu safaan tegoo sa kaw ba nga jooy tuddal yàlla tuddal borom bi subhanahu wa taala tuddal yàlla xam ni nattu moom jaam rek lay dal war a yàlla day neex ba nga foog ni dootul naqari inna allaha ma'a saabiriina xam nga bu yàlla naan man yàlla maa ngi ànd ak wayu muñ ñi alaaj Pape mooy yu metti yi kon ñi nekk ci biir kaso yi nu ngi ñaan teeru neex boo xam ni sunu soppe ya fa ne sunu xarit ya fa ne sunu mbokk ya fa ne yal na yàlla gaaw génne leen ci darajey Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw ñaan daal yàlla bu nu ko yàlla nattoo yàlla bu ko yàlla nattoo kenn ña ko yàlla xasa nattoo ñu dem fa yal na yàlla gaaw génne leen fa waaw yal na yàlla gaaw génne leen fa am na ñu baax ñu fa ne waaw ñu baax ñu fa ne yàlla nattu la rek nattu moom delluwaatal ci yàlla rek xam ne yàlla mi ngi fi te jombul kenn mu ngi noonu Oustaz Alioune Sall ngi fi bu leen fàtte seen i laaj ñu ngi koy xaar tey moom occasion bi bëriwut ngeen koy am ci moom ndax ñaare bu nee ci rajo bi du am temps peut-être pour tontu ci lépp waaye bëri na ay réponses yoo xamee ni bëgg ngeen ko ci charia ak mbas mi ay décision yu bëri génn polémique yi di juddoo fu ne xam nga léegi wax dafa yomb ndax ku ne sa portable ab télé la internet a ngi fi yëfi mairie bay la am na yu ci baax comme live Mami Diop yeeg live Oustaz Pape Hann yeeg Oustaz Assane waaye am na yu ci safaanoo ndax ku ne da nga am liberté wu wax lu la neex ku ne nag di waxee boor par rapport ak décision yu juddu ñu rafetlu yenn yi ci des rafetlu wuñ ko Oustaz Alioune Sall nag doon na borom xam-xam axan di soppee sénégalais yëpp dina ci tontu on vous donne même la possibilité au-delà de questions yi ngeen mën a poser ci réseaux sociaux yi ak hashtag bi di Covid QG 2020 Mamadou Ndiaye nee na am ngeen possibilité jël WhatsApp bu quartier général filmer seen bopp yónnee ñu ko ñu posté ko ci statut bu quartier général Oustaz Alioune Sall tontu ci loolee dinañ ci ñëw ak sunu xarit yi Mamadou Ndiaye ñu ngi lay nuyu donc muy numéro bi di affiché wu ci suufu écran bi dans quelques minutes mooy numéro WhatsApp bu quartier général donc seen ay question mën na nekk sax question vidéo n'est-ce pas jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi di nuyu sama gars yi nga xam ne ñoo nekk ci internet bi di wax ni numéro téléphone bi mi ngi nii si 77 112 84 82 mu nekk numéro téléphone bi nga xam ne def nañ ko fi pour seen question yi nga xamante ni mën ngeen ko poser te surtout tey suñu invité bi di Oustaz Aliou Sall mu nekk koo xamante ni déjà xale yi commencé
commencé nañu ci Twitter bi ak hashtag bii di QGTFM 2020 bi nga xamante ni aussi commencé nañ déjà di poser seen i questions mu nekk hashtag bu am solo bi nga xamante ni déjà réaction yi commencé nañu ay questions yu simple nag xam naa après dinañ ci ñëw ak oustaz mu nekk li nga xamante ne am na solo mais ci kaw loolu mën ngeen ñu suivre aussi ci Facebook bi ak @TFM mu nekk Facebook bi nga xamante ni mooy bu Facebook bu télévision Futur Média mën ngeen ñu suivre aussi ci sunu live bi ak page bi di QG bi nga xamante ni mi ngi ci Facebook mën ngeen ñu suivre ak en même temps aussi ci live Instagram bi @GFM/SN WhatsApp bi wax naa ko sànq muy numéro téléphone bi nga xam ni mën ngeen poser seen question ci 77 112 84 82 ci Twitter bi hashtag QGTFM 2020 wala Dan Corona hashtag Dan Corona gis naa aussi hashtag boobu tamit depuis boobu bi nga xamante ni commencé nañ QG bu ren bi Pape Cheikh gars yi ñu ngi ciy commencé di partager bu baax te loolu nekk na lu am solo seen réaction yëpp ñu ngi koy gis nañ ci tànn quelque après ak oustaz ñu daal di koy jàllaleel question yi nga xamante ni yéen suñu mbokk internet yéen a koy posé Pape Cheikh. Voilà, on attend toutes vos questions. J'essaie d'organiser et d'harmoniser pour gagner du temps. Voilà loolu je précise par rapport ak production bu quartier général dafa am itam beneen gan boo xamee ni moo ngi fi di Serigne Mbaye Mboup laataa ñuy fekki Sofek fa ñu ko ber parce que lii crise bi rek ko mën mami danoo ber ñu ngi organiser ñu ngi harmoniser pour éviter manque de respect ci mesure barrières yi ñuy wax boobu ba tey ñun ñu ngi studio 1 Mami Diop ak ki nga xamee ni mooy Mamadou Ndiaye ñu ngi 2 Oustaz Alioune Sall ak Assane ñu ngi 3 dinañ leen fa fekk bu ca kanamee ki nga xamee ni mooy Serigne Mbaye Mboup nag mu ngi 4 Mbaye Mboup li tax ñu sopp ko daa am benn publicité buy jàll ci télé bi ak waa Touba ca kanam jàmbaar yooyu nga xamee ni ay fàq tëdd lañu di dajalaatu ngir liggéeyal Cheikhul Khadim publicité buy jàll am na woy bu ciy jàll ci suuf man du ma ci doyal moom Serigne Mbaye Mboup mi moo ko def ñu koy nuyu di ko ziar yal na yàlla wéral baat bi tey moo ñu fas yéene bégal ci guddi gi ci télévision Futur Média Cheikh Mbaye Mboup jógee ba Thiès ñu ngi lay ziar jox nañ la sa wàccuwaay bàyyi la nga nuyoo rapidement ak sunu xarit ci nga xamee ni ñu àndandoog ñun en direct nga am loonu mosal ndax autorail bu jibee gaar day corné ñu doog àggali dem fekki Sophie ba fa mu ne enchaîné itam ak publicité yeeg partenaires yi nga xamee ni ñoom it ñoo ngi xaar te ñoom ñoo ñu tax a ñame waaye ñu nuyoo ak yow Serigne Mbaye Mboup nga am loo ñu nuyoo yow it. waaw asalaamaaleykum El Hadj Baye Cheikh ñoo ngi lay ziar bu baax te di ziar kilifa yi nga xam ni ñoom la ñu bokkal plateau bi ku ci mel ni Seydina Aliou Sall mii toog ak El Hadj Pape Anne mii nga xam ne it wax dëgg yàlla soppe Seydina Mohamed bi soppe jullit yëpp la. di ziar bu baax kilifa diine yi nga xam ni ñoo nekk ci àdduna bi yëpp ak kilifa aada yi. di jiital bu baax nag ci ziar bi sunu sëriñ Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. allahumma amin. di nuyu waa àdduna bi ak mboolem waa diaspora bi di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. macha allah. ikraamu sil jalaali wal ikraami يقود ذا الإسلام للمرام إكرام ذي الجلال والإكرام يقود ذا الإسلام للمرام لكل من آمن ذا الإسلام وبعثن بعد عن المرام وجل إلهي مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من أبات وجليلاي مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من أبات وجليلاي مسكني بابات مثل اسمها بجاي خير من أبات وجعل إلى مسكني بابات
مثل اسمها بجاي خير من أباد وجل الله مسكني توبابات مثل اسمها بجاي خير من أباد هدي عني الشيطان يا جليل ومسكني والكل ما أقول هدني عني الشيطان يا جليل ومسكني والكل ما أقول يا الله يا في سياسة الأمر يا فايخ الخلق من بالخخر نفسي وديني سمالي والولاد ومسكني لك وديخة اللباد نفسي وديني سمالي والولاد ومسكني لك وديخة اللباد وكسا دنيا يا ما أخرايا ففيه مع النسر في الرزايا واصرف عذاب نار عن الجملة مان بيتعلق من الناي زمان وجملة إخواني من أقاربي في الدين أو في الدين والمجانب وجملة الإخوان من أقارب في الدين أو في الدين والمجانب فليكن إسنا ودابا يا سمد تولني ولا تكلني للنار وارحم جميع المسلمين أبدا وسليا وسلما سرمدا على محمد وسيلة لك وليحسن ختام عندك ولتصرف الصلاة نسابا هنالك وهب لي الإجابة ما شاء الله لولا داتوبا شكورا تابا لولا داتوبا توبا توبا لولا داتوبا توبا 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 شكرا تابا علي اختفي بالاقتابا مزاياك يا كلي لدى الكل خجلا ولكنها جلت عني سير والنزم barke borom Touba. wallaahi jërëjëf ah bu fi yemoon sax neex de xam naa ni suma sang ba sama xarit bi Cheikh Moustapha Seck bu Thiès bu déggee lii bëgg ndax Serigne Mbaye Mbuub lii mu def nii ray na ci ay nit ba tàyyi te xamu ko. taxam mi ngi noonu. mairie moom jooy na ba dee. Moustapha Seck nu ngi koy nuyu. waaw soo da kase bëggatul dara. wallaahi Moustapha Seck nu ngi koy nuyu. defe naa Moustapha moo ko ber. macha allah moo ko ber. macha allah awu katam la. ñun waa Thiès yi nag nii la ñu mel. mi ngi noonu mais Cheikh Mbaye nag moom it nekk jàmbaar. ci domaine bu ñu ne rek. dañ cay particulier Thiès a doy waar. ah Thiès yow boo ko nattee mooy jëy su. gërëñee la. mi ngi noonu foofu la nu wuuteeg fii Youssou jógee ak waa Médina yi ma tooñ tuuti. waaw non non damay gaaruwaale. du benn yow tamit du benn yow Thiès. ah ben Thiès fa nga jógee. waaw fa laa jógee. saa neex. Mbaye Mbuub Moustapha Seck. Soxna Fatou Bintou Diop Fatou Bintou Diop.
Alaaj Idrissa Diop. Mami Diop Tafsir Gaye Mamadou Ndiaye Bale mii bàyyi ma nga ñu mat Thiès. mat leen mii am na ay mbokk Thiès maamam waa Thiès. dafa doy waar Marie-Louise mii Thiès. Maodo Malick Mbaye Thiès Maodo Malick Mbaye macha allah Serigne Mbaye Mbuub daal bëgg na jàmbaar la lool. macha allah waaw defe naa bigal na ñëpp. wallaahi waaw di ko ñaanal yal na ko yàlla barkeel. wéral baat yàlla bu ko kenn ëppale ci xasida yi. allahumma amiin waaw jàmbaar la lool macha allah bég nañu. allahumma amiin ku lim jum waaye fi mu ne ñëpp bég nañu. te pourtant tàmbalee guñu Oustaz Alioune Sall ngi toogee na le ca beneen studio ba daañu ko fekk foofu bu ko defee ñu waxtaan ak moom tàmbali ak yu am solo yi nga xamee ni jagleel nañu leen ko ci quartier général premier talk show fii ci Sénégal balaa ñuy fekk Sophie fa ñu ko ber Mamadou Ndiaye j'aimerais ñu gërëm tuuti partenaires yi nga xam ne ni ñoom ñoo jox confiance quartier général ci number one gi mu doon ci seen i produits ak seen yu baax yi nga xam ne ni jagleel nañu ko Sénégalais yi donte dañoo nekk ci période de crise waaye seen i marchandises lu jar a jëfandikoo la ci kër yi n'est-ce pas Mamadou Ndiaye. lu am la sànq yaa ngi doon wax da nga doon tuuf ci quartier général lu am la tout à fait. mais lii nag moom dama koy conseiller Bijou Ndiaye moom mi nga xamante ni muru këram yi day tooy lu ci bëree bëri moo tax ñu koy conseiller mu jël TQG nga xamante ni waaw TQG la lu am solo la te ñoom li ñuy def am na solo lool surtout peinture yooyu nga xamante ni dina dindi tooy yi ñoom mën nañ leen fekk fële ca Kër Damel rond point 26 am nañ ña nga fa 66 rue Galandou Diouf ca Ndakaaru ak 84 rue Galandou Diouf tamit ca Ndakaaru ma nga Mbour aussi ñi ngi fële tamit aussi ca Touba rue 28 foofu tamit mën nañ leen fa fekk suñu yeneen partenaires yi nag Pape Cheikh mën nañu gërëm waa Les Kandia di gërëm aussi waa NMA avec les pâtes pastami di remercier bu baax Orange kenn mënu ci wax te duñ ko gërëm bu baax ñuy gërëm aussi waa Sow Ardo et puis ak Savon Lamé ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm suñu partenaires yooyu di gërëm aussi Delia ak la gamme Jadida ñoom tamit seen liggéey ak seen taxawaay ci QG bi gis nañ ko sant yàlla boutique Prestige Déco di remercier aussi wax nga ko sànq chez Katia ñoom tamit seen liggéey am na solo surtout confiance bi nga xam ne jox nañu ko ñoom suñu partenaires yi ak seen i bong aussi chez Katia waaw surtout ci moment bii nga xamante ne ñi sant Diop ñoom mami ñii waxuma leen xam naa ni koor gi day saf lool ngoon gi ñu leen di jox conseil yi ñuy jël fële ca chez Katia xam naa ni mami moom fi mu ne nii chez Katia la jox bopp. mu ngoog jërëjëf Ndiaye bul tooñ kenn xale nga da ngay doog a door xam nga xale yi dañuy doog a door sànq ba tey tooñ ba am ay affaire yu dem ci dal ñu ne dañ leen liggéey bul tooñ da ngay wax rek li ñu la wax loolu xale nga yaa ngi doog a tàmbali Mamadou déedéet li ma ci jig bu mu la ci jig benn yoon bul tooñ kenn mami mii boo ko xoolee xam ni moog sa bàyyi maase bàyyi tooñ ku jaay juróom-ñeenti màgget waxaale maamam xàcc ko xam nga ne bu la daal nga jaay sa maam nga war ko man sax maa ko def baax kii nga xamul lu muy wax kii lii moo tax sénégalais yi di ko namm buñ ko gisul dañuy jaaxle waaye am na plan B mu ngi ci Facebook am di wax yu rëy ci Linguère TV. non Pape foofaa ngay wàcc ba zéro Oustaz Pape Hann laa invité mi di ñëw incha allah mu ngoog et puis j'en profite pour remercier madame Dia bu Prestige Déco ndax décor bu rafet bii bu leen neexee gën am ko seeni kër créer décor au quartier général parce que comme c'est l'émission la plus trafiquée mën ngeen ko trafiquer seen ay biir kër waaye di leen ñu ñaanal wala ngeen fay ñu droit d'auteur am na solo dama koy wax ca kaw parce que ñun duñ ñu baal dara mu ngoog comme dañu koy trafiquer bu leen neexee ngeen dem Prestige Déco jënd ci meuble yi nga xamante ni fa la jógee actuellement dem ak dikk yombatul mais faites-vous plaisir à travers ce que proposent nos partenaires voilà meuble ngi place am ba tey table ak chaise ak accessoire ak lal yëpp mën ngeen ko am bu ngeen demee fi nga xam ne ni moo di Prestige Déco donc madame Dia merci ci partenariat bi Fabel tamit borom Dubaï